gars yi ñu ngi jéggalu tuuti rek ngeen may ñu ngi jéggalu partagé leen ngeen partagé leen partagé leen au maximum ñu waxtaan partagé leen jéggal leen ñu tuuti rek partagé leen au maximum merci beaucoup. Voilà donc comme niñ koy defee toujours dañu bëgg a ñëw rek indi waxtaan te comme niñ koy waxtaanee toujours aussi ñu teg ko ci yoon l'heure est grave dañu nekk ci xare parce que bu ma nee xare doomu aadama bu la nit poussé ba nga sës ba dara desul lu dul mu jël sa bakkan soo waree jël bakkanam da ngay jël bakkanam. ñun nañu xeex ak Macky Sall amuñu pour dellu ginnaaw xale yi laay waxal ndaw ñi laay waxal gis nga heure xeex bu jotee heure dee bu jotee jaam rek mooy dund képp ku dee ci xare bi àjjana nga jëm il faut ñu jàmmarloo ak Macky Sall ak ñi mu àndal il faut ngeen xam ne Sénégal baayu Macky Sall moomu ko ndeyam moomu ko te doomeeraam yooyu mu àndal aussi moomuñu ko il faut ñu xamal leen loolu heure xare nag bu jotee bu benn sénégalais dellu ginnaaw il faut sénégalais yépp ñu comprendre ne l'heure est grave on n'est pas au moment de négociation nekkuñu ci moment de négociation moment wu xeex ak xare la ñu nekk Paris génn nañu ñu ngi xare Sénégal génn nañu ñu ngi xare Amérique suba joxante nañu rendez-vous midi ñu nga fa woon tey nag ñun suba midi tous les patriotes seront présents ici aux États-Unis d'Amérique ñun xare la ñuy def dañoo jógul pour may Macky Sall naada ndax baayam moomut Sénégal il faut que les Sénégalais le savent ku dee Sénégal Adji Sarr ak Yakham Mbaye ñoo ko rey Yakham Mbaye moo bindal doomu caga boobu lettre bi lettre de plainte bi Yakham Mbaye moo ko bind donc doomu xaram yooyu ku dee Sénégal ñoom ñoo la rey tey képp ku dee Sénégal seen deret ci loxo doomu xaram yooyu la nekk et l'histoire retiendra parce que yenn saa yi nit day bëggee ba fàtte ay doomu xaram rek ñoo ñu wër ay nit yu bon rek ñoo ñu wër duñu ay jullit duñu ay nit ñu baax te comprendre leen you don't understand Macky Sall waxoon nañu ne soo laalee Ousmane Sonko danañu dal sa kaw te gëmuloo ko gisagoo dara un homme averti en vaut mieux maanaam benn nit boo avertir mu dégg moo gën ñu bañ laa avertir on va t'avertir te ñu ngi lay avertir encore dégguloo continuer tu vas voir li lakk yëpp ci sa gat gi lay lakk les Sénégalais t'avaient dit nee nañu la xaar nañu noppi nañu reculer nañu def nañu ndànk ñuy négocier di def ndànk di taal xel yi nga defe ne yow yaa moom nit ñi ngay jaagar ak sa tuum gu rëy googu waaye dinañ la won sa place les Sénégalais ne vont pas te laisser passer cette fois-ci bu fekkee ne da nga yaakaar ne da nga daan lamb mu neex ngay raay mu neex nga ne xaaral ma dolli bi yoon laal nga laalaake et on va t'avertir c'est bien possible que di nga jël Ousmane Sonko nga dugal ko prison c'est très bien possible te on est prêt pour ça aussi parce que ci suñu kaw bakkan yi di nga fa jaar on est prêt on sait que c'est très bien et beau possible que comme amuloo xel comme amuloo ñu lay digal ñu muus di nga laal Ousmane Sonko waaye bu boobaa
na nga xam ne lépp lu takk Sénégal lépp lu fa faatu ci doomu aadama yow yaa ko faat nous on ne va pas reculer ñun en tout cas ñaanuñu la saraxuwuñu la newuñu la nga defal ñu faveur déedéet bul ñu may naada duñ la may naada ñun ñaanuñu la dara ñaanuñu la faveur ñaanuñu la nga dellu ginnaaw boo delloo ginnaaw sax amaana doo góor donc ñun dañu bëgg a tester sa ngóora yow tamit nga tester suñu ngóora bul dellu de ne recule pas on ne reculera pas ne recule pas on ne reculera jamais dara duñu dellu ginnaaw il faut nga comprendre loolu Macky Sall tey sénégalais yi won nañ la lancement tu n'as seulement vu que le lancement laajal sa ambassade yi nekk ci àdduna bi yëpp te wallahi al azim lépp lu takk Sénégal seen loxo mi ngi ci kilifa diine yi nag ak kilifa aada yi yéen a ngi toog di seetaan bis bu tàkkee bu kenn woote ne waaw xale yee taal xale yee yëngal déedéet yéen a taal yéen a yëngal parce que yéen a ngi dégganteeg Macky Sall tegu leen ko ci conscience am tegu leen ko ci yoon ngeen yaakaar ne ñun suñu patrimoine bii di Ousmane Sonko muy patrimoine di patrimoine national international di patrimoine Afrique góor yu mel nii benn yoon lay ñëw ci téeméeri at ñun duñu bàyyi benn doomu xaram yàqal ñu loolu nous on va se battre ñun suñu génération dañuy xeex j'appelle les jeunes résistants continuez à résister continuez leen résister résistance rek mooy dindi muumu jaam continuez à résister on vous a vu yéen ñi ci gaañu ñu ngi leen di massaw yéen ñi ci sonn ñu ngi leen di balu ak nañu génn xeex rek mooy libéré man dama leen di woo ci xeex ci xare laa leen di woo Ousmane Sonko woowul kenn ci xare de Ousmane Sonko dafa nañu résister la wax man ci xare laa leen di woo man maa leen woo ci xare nañu génn ñu xare jihad la génn leen ñu xare bu ñu dellu ginnaaw bu ñu yoxi bu ñu teggi suñu tànk nañu xeex on avait averti Macky Sall nee nañu ko yaa ngi tooñ yaa ngi laam-laame yaa ngi tuutal nit ñi doole yaa ngi tuutal sa bopp yaa ngi jéem a neewal nit ñi doole mu yaakaar ne moom puukare na puukare boo xam ne bu la waxee histoire prophète Moussa nga defee ne kii day kokkoli sénégalais yi waaye sa bopp ngay kokkoli bu la waxee histoire ba nga xam ne moom la jaaykatu fruit bi taaloon boppam réewam takk mu defee ne day caaxaan bu soobee yàlla dinañ la woon loo mësta gis ci àddina yéen toog leen ngeen fooye ko ngeen laame ko ñi mu àndal ngeen ne bakkee fi ne lu ko neex mooy bumbi lu ko neex lay def bu soobee yàlla bu ñuy teegal ndem dinañu teegalaale seeni ay ndey yéen doomu xaraam yi ko wër noonu bu ñuy teegal ndey Macky Sall yéen ñëpp dinañu leen teegalaale parce que li leer ba leer mooy Macky Sall duñ ko may naada ñun lu leer lañ leen wax de bu yeboo ngeen jàppee ñu ay tuxkatu sàngara ay naankat ay tuxkatu yamba lu leen neex wax leen ko we don't fucking care ñun dañuy xare on va se battre jusqu'au dernier respiration we gonna fight till our last breath Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk bàyyu kenn moomu ko bu dara sedd fenn ci Sénégal nag sama mbokk yi yéen a ñuy déglu Fuuta yéen a ñuy déglu Podor yéen a ñuy déglu Matam yéen a ñuy déglu Casamance na lépp yëngu bu dara sedd nag bu dara sedd na lépp yëngu boo leen yëgee ne jàpp na ko nañu gën a rappaajoo nañu gën a kannasu su ko tegee loxo nañu gën a dof bu ko tegul loxo sax nañu tegal ndeyam bu ko tegee loxo moom nañ ko rey duñu dellu ginnaaw tey duñu dellu ginnaaw ëllëg yaag sa culotte yooyu nga yor yaag sa góor yu sol jupe yooyu Bassirou Gueye ak Antoine Diome xam leen ne ñu ngi ñëw seen kaw on ne va pas reculer duñu reculer la France on vous dit un grand merci l'Afrique on vous dit un super merci ñu ngi leen di ne merci fépp foo leen nekk ci àdduna bi patriotes yi xam leen ne seen message yi jot naa ko seen vidéo yi jot nañ ko
on est content de vous et on est fier de vous dama leen di dégluloo benn kaddu boo xam ne Thomas Sankara moo ko fi bàyyi woon te defe naa lii xare dafa soxla ñu am kaddu d'encouragement yoo xam ne dañ leen koy tegal incha allahu rabbi boo leen ma mayee léegi rek ma ñëw tegale non naa commencé par la Thomas Sankara du Sénégal. yow Adji Sarr yow lay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa ko taal tey bépp bakkan bu fi dee wala mu rot fi na la leer ni yow Adji Sarr yow yaa ko rotal yow Adji tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji lan moo la war a mën a jalal tey nga mën a hypothéquer avenir u Sénégal ak avenir u Afrique président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloo ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg yow Adji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jaral tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal Adji man jigéen laa wante yow tax nga tey ma du sa doon jigéen yow Adji bu fekkee ni tey am nga ay mbokk na la leer ni gàkkal nga sa askan yëpp yow Adji bu fekkee ni am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow Adji képp ku bokk ci sa askan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire Adji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow bu leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ne dañ koy bàyyi ñu koy faagaagal si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko ngeen jaar suñu kaw li may daaneelee nag mooy les jigéen la ñu utiliser pour xeex président Ousmane Sonko na leen leer ne ay jigéen ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal ramboo ñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow Adji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay teg yal nañu yàlla atte ak yow président Ousmane Sonko na la leer ni ñun patriotes yi tey lañ la gën a feddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni même si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique et ce vent de renouveau cette révolution qui est née personne ne peut l'empêcher wasalaam foofu laay kii mooy Thomas Sankara wu Sénégal pour man Ousmane Sonko n'est plus au niveau de Thomas Sankara il a dépassé ce niveau donc dama bëgg doomu sénégalais yi xale yi laay waxal ndaw ñi ñun xeex yi ñuy xeex ni yëpp yéen a tax ñun tey mënoon nañoo toog suñu kër yi te duñu def dara mënoon nañoo toog suñu kër yi lem suñu ay dëbës te duñu def dara on pouvait le faire mais on a refusé de le faire ñu ñëw ànd ak yéen ci lii nga xam ne moom mooy combat wu Sénégal tous les patriotes étaient sur place aujourd'hui lii waa Paris la woon ma tegal leen donc je viens de ramener les enfants de renfort de police. On touche pas à Sonko. On touche pas à Sonko. C'est fini ça. C'est fini. On touche pas à Sonko. 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 La France mordue. loolu yéen a ko gisal seen bopp ñu yóbbu leen aussi Sénégal y avait notre frère patriote
nañ ko ba pare quoi mais Assane nee Sénégal yi nañ génn. non fee moom jàmm rek fa nekk. activiste Sénégal yëpp a ngi fa. man li ma gaañu moo tax may génn damay ñëwaat. li ma wax sànq suba rek xam nga buñ ko yóbboo ñun ñëpp la ñuy yóbbu Sénégal yëpp la ñuy yóbbu. kon da ngeen a pare pour ànd ak moom. non pare nañ pour dee. pare nañ pour dee. C'est pour vous dire que Macky Sall, comme nous l'avons dit, la promesse est une dette. Nous t'avons promis et nous allons accomplir notre promesse. Nous dañ promettre ne boo laalee Ousmane Sonko dinañ ko jëflanteeg yow. Yow yaa ñëw attaquer Ousmane Sonko yow yaa ko ñëw attaquer. Te incha allahu rabbi les patriotes vont t'attaquer toi. Duñu dellu ginnaaw benn yoon. Duñu dellu ginnaaw benn yoota. Seule la lutte libère. Ñu ngi laaj doomu sénégalais yi ndax yéen da ngeen bëgg a nekk ci côté bi nga xam ne moom moo rafle ci histoire du Sénégal wala côté ba nga xam ne moom la histoire di retiendre bu benn sénégalais dellu ginnaaw gis ngeen fi may wax ak yéen j'ai pas dormi pour 24 heures war ngeen ko sentir ci suñu ay voix war ngeen ko sentir ci suñu ñàkk doole waaye mën nañoo dem mën naa demaat yeneen 48 heures sans dormir du ma wàññi dara voilà ñu ngi leen di ziyaare sëñ bi. asalaamaaleykum waaw xaaral ñu dugal la ci li voilà vas-y ñu ngi lay déglu. ñu ngi ziare bu wër. ñu ngi lay déglu sëñ bi bismillah. sëñ bi allo. sëñ bi waa jox ñu sa contribution. maa ngi jégalu donc gars am ngeen numéro bi. képp ku bëgg a intervenir na nga intervenir ci fulla ak fayda rek doxuñu ci leneen nag asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. Broda Tunkara. ñu ngi lay déglu sëñ bi. mani. ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi ci quoi man li ma metti quoi mooy suñu kilifa diine yi noppi kenn waxul. ñoom ñëpp noppi. ils ont resté mu comme si dara xewul Sénégal. bu ñu dalalee Macky Sall au lieu ñu wax ko dëgg ci situation Sénégal souffrance bi Sénégalais yi nekkee nit ñi ñuy daaneel seen i kër di ko nangu par force duñu duñ ci wax xam nga mais yomal xiyam ñoom ñëpp dinañ taxaw ci kanam yàlla dina leen atte wallahi lazim àjjana safara yàlla moo ko moom. waaw mais ñun xaaruñu yowmal xiyam ñun dañuy digleeg Macky Sall léegi. non ñun duñu lebal ñun xaaruñu yowmal xiyam. Macky Sall moom naxaar yow mal xiyam ñun dañuy dal ci kawam aujourd'hui. non dañuy dal ci kawam incha allah rabbi mais dama bëgg a wax ni rek ñoom ay responsable la parce que bépp nit buy woote diine gis dëgg injustice te waxoo ko rek te yow naa fekk nga man naa fekk laa leen jafe quoi ay naa fekk c'est kilifa diine la pour man ay naa fekk la. waaw ñu ngi ziyaare. waaw liñ ci bëgg a wax rek mooy fii doon jax bu fenn maanaam benn tàkk-tàkk buñ ko bàyyi ba saxaar di fa am. jërëjëf mais continuer di tàkk ndax xeex bi. du xeexi mag xeexi gone la. waaw niñ koy waxee nag mooy maanaam maanaam fi nga xam ne fa la ñuy jaayee essence te total ne fa rek buñ ko bàyyi. jërëjëf. lu ñu xam ne buñ ko taalee mu gën a tàkk ndax ay moom du weesu bàyyi dee na. jërëjëf. te li ñu jàpp duñ ko mës a bàyyi lu dul rek mu dellu ginnaaw ci lim ne. jërëjëf. ndax duñu ay jaam bu mu jaam gi dog na yàgg na loolu dafay jeex. jërëjëf. jërëjëf. merci. voilà donc gars yi ma am loo xam ne dama leen koy tegal loo xam ne ci Thomas Sankara la jóge woon ngeen déglu li muy wax nag dinaa leen ko firil ci wolof voilà. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. mu ne jaam boo xam ne yow da ngaa bañ a xeex dindi buumu njaam sa dund amul njariñ boo dee kenn warulaa yërëm donc sénégalais yi képp ku dee ci bañ a génn xare kenn du la yërëm ku xiif rey kenn du la yërëm ku mar rey kenn du la yërëm il faut ngeen xam ne ñun xeex bi nuy xeex nii c'est la bataille de tous les sénégalais
ku génnul xeex xiif rey la sa biir kër kenn du la yërëm te boo dee safara nga jëm il faut ngeen xam ne on doit lutter seule la lutte libère. asalaamaaleykum ñu ngi ziyaare. ziar mani waaw. sama wax du bari quoi parce que tey moom wax dëgg yàlla maa ngi lay masa coono Sénégal yi yëpp waaye li ma bëgg a wax rek mooy affaire bi du yomb maa ngi woo Sénégal yi yëpp ñuy déglu. na gars yi génn ci région yi surtout région yëpp. Tamba Ziguinchor région yëpp na gars yi génn. bu gars yi génnee nañu tasaaroo ñoom mënuñoo matal autorités yi nañ tasaaroo comme niñ ko defee tey Dakar même guddi gi na gars yi génn yaa ngi dégg. dëgg la. bu gars yi génn te képp ku génn nga jënaale essence. képp ku génn nga jënaale essence. est-ce que yaa ngi dégg bu baax li ma wax. na ngeen na gars yi génn jënaale essence. affaire bi duñ ko bàyyi jusqu'à nouvel ordre fii ak Sonko génnu def beneen déclaration calme nit ñi wala ñu xam lu ñu def. jërëjëf kooku nag ñu ngi koy xamal ñoo ngi fii Sénégal incha allah ñu ngi def lu ñu mën te duñ ci boole wax comme ni ñu ko doon waxee di ko wax tey nag jëf dafa jot wasalaam. jërëjëf. asalaamaaleykum. allo. allo salaamaaleykum waa Tounkara dama la téye lu yàgg. dama la bëggoon wax pour ñu xalaat ni ñu def benn plateforme pour nit ñi nga xamante ni xale yi ngi xam ne dañuy génn. ñu dem di manifester wu. pour ñu wutal leen avocat plateforme bu nga xam ne dañ fay dugal xaalis pour ñu wutal leen ay avocat yu baax. amul benn parce que nag ay xale la ñu nga xam ne su suñu fenn bu ñu demee manifester wu ba pare après bu ñu leen tëjee bu ñu am ñu leen di topp seen ginnaaw. pour plaider leen pour ñu mën a génn situation yu ñu nekk. non ok madame pour ma leeral côté boobu sànq ba léegi maa ngi lay woo. pour ma leeral côté boobu. xeex bi ñetti pàcc la ñiy wàcc ci kaw terrain bi. ak ñi ñiy contribuer xaalis. ak ñiy génn avocat yi génn di représenter xale yi te yàlla rek tax. avocat Sénégal yi dañuy génn di représenter xale yi te yàlla rek tax ñu ngi koy def. y a des avocats volontaires yoo xam ne ñu ngi jokkoo ak ñoom it seen liggéey mooy. ku ñu jàpp ñu dem jàppale la. d'accord ak ñi nga xam ne ñoo leen di toog defar ay sandwich ñu lekk ak ay ndox ñuy naan man bu amee plateforme pour ñuy kii rek ngeen def ko après ak ñi ma àndal ñi ñëpp suñu mënee ñu dañuy dugal xaalis dañ ko fas yéene mais bu amee rek da nga koy def sa page. bu ko defee ñëpp xam. jërëjëf merci beaucoup merci. allo. waaw man it allo Tounkara. ñu ngi lay déglu. waaw maa damaa fàtte laa sawaat beneen message mooy que ne civil bi na doon kër APR yëpp comme ni ñu ko defee Louga. voilà kër Mamour Diallo civil yi loolu la na gars yi jënd essence. voilà seen kër yëpp nañ taal day kër yëpp. waaw jërëjëf kër yëpp na ko gars yi jënd taal. jërëjëf merci loolu laa bëggoon message bi na jàll. merci waaw amul mënta ñëw tamit boo rombee booy di manifester na nga leen jox xaalis ñi jënd almet jënd essence jënd lépp. jërëjëf waaw merci parce que am na ñu liggéey jour am na ñu liggéey guddi ñii liggéey guddi. nañ jënd. yaa ngi dégg. nañ jënd bëccëg yi ñi liggéey bëccëg bu guddi tey nañ jënd. jërëjëf merci. voilà donc gars yi pour ma leeral ma am benn leeral boo xam ne allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ Tounkara ziar nan la. ñu ngi dellu ziare sëñ bi bismillah. am na yu naa xam ne warul woon bett Sénégal. waaw ñëwal bismillah. gis ngeen nit ku tekkiwul dara nga xam ne jaaxle taxoon ñu tekka fi. war nga ne xam ne lu mu jóg war ka natt dañ ko def. mais tegal ndeyam rek a ka fay jële. jërëjëf. ku xamul bàyyi kii na nga xam bàyyi dee na. tegal ndeyam Macky Sall daal Sénégal nekk si jàmm mais tant que defuñu lool Sénégal nekk si jàmm mukk ndax sonn nañu. dee nañu lu nekk ñoo ngi ci gis nga suñu paa yi nag dañu dimbali ngir yàlla bàyyi xale yi defar Sénégal nañ koy defal gis nga réew du développé ci deret tuurwul fokk deret tuur parce que Macky Sall xamul ku ko yedd xamul ku def lenn li ñu man ci moom téegal ndayam jële ko fi mu jeex tàkk jërëjëf allo voilà donc li am te des li am ba wóor dama koy leeral pour ngeen comprendre léegi déjà précision yi nga xam ne moom la ñu jël da ngeen di xam ne ñii ñuy xeexal du ñu dellu ginnaaw bu leen respecté ay couvre-feu tasaaroo leen nekk leen fu ne ci àdduna bi éparpillez-vous soyez partout
au Sénégal nekk leen fépp ngeen nekk fépp ngeen am ay nopp fépp ngeen am ay bët fépp. waaw ñu ngi lay déglu. allo. waaw ñu ngi lay déglu. waaw salaamaaleykum. ñu ngi lay déglu. ma ni lu waa ji wax ni li waa ji jugoon léeg-léeg lu mu wax. mooy yoon. na gars yi armé wu ay essence jënd essence. préparé wu lii nii combat bi kenn du ko bàyyi. waaw loo mën taal surtout maire yi surtout man Saint-Louisien yi les gens de Saint-Louis. Kër Mansour Faye boobu laa bëgg ngeen dem taalal ma ndeyam. taalal ma ndey si ski bi. Macky Sall lu tegal dem jëne ko Sénégal. wasalaam. jërëjëf. voilà donc gars yi comme ni ma leen ko waxee rek. bu dara sedd bu kenn dellu ginnaaw comprendre leen ne seule la lutte libère mbir mi amul yox-yoxi amul dellu ginnaaw amul seddal amul négociation bu kenn négocier ak yéen sëriñ bu woote di wax ak xale yi bu leen ko faale sëriñ yi bu ñu bëggee wax nañu wax ak Macky Sall ku ñu woo ku sa sëriñ woo bu ko faale bu kenn faale ab sëriñ bu kenn faale ab taalube bu kenn faale kenn ñun Sénégal moo ñu intéressé sëriñ si bu ñu bëggee woote nañu woo Macky Sall sëriñ si bu ñu bëggee wax nañu wax ak Macky Sall wasalaam waaw ñu ngi lay déglu. waaw salaam. ñu ngi lay déglu sama sëriñ natar maa ngi bëgg gars yi waaw Seydina Ousmane. ñu ngi lay bëggee. waaw di masawu gars yi di félicité gars yi nekk Sénégal di leen bëggee na combat bi jolli na combat bi continuer il est temps de libérer le pays y en a marre dañoo sonn suñu doom yaa ngi dee ci géej gi xale yi amuñu liggéey Sénégal métti na gars yi bu ñu añee du ñu reer dama ni bu kenn dellu ginnaaw doomaraan yi fi nekk nag di défendre Macky Sall ci réseau bi dinañu toj seen lëfal ndey dinañu kaani seen tuumu ndey ngeen réglé ay doomaram ngeen ay caga yu perte ngeen tekkiw leen lëfal ndeyam xam ngeen seen bopp bu baax yéen ñi may waxal ñu ngi ñëw seen kaw dinañu toj seen lëfal ndey la ñu wax dama ni dafa jot pour ñu libérer dëkk bi Macky Sall moomul Sénégal baayam moomul Sénégal day yor Sénégal jóge fi dem keneen ñëw Sénégal te dañoo bëgg ngeen toj seen lëfal ndey bàyyi Ousmane Sonko ku ko laal Sénégal day tàkk bàyyi leen jàmbur Ousmane Sonko li ngeen koy def nii dama ni Ousmane Sonko violewul kenn lii ku monté la ku bu katt la fa ndeem la gars yi monté na xeex bi jolli amul dellu ginnaaw jeunesse su Sénégal yéen ñëpp mobiliser leen génn leen ngeen xeex seeni droit dafa doy Sénégal mooy porte Afrique te Sénégal mooy joxe exemple on va changer toute l'Afrique nañ commencé Sénégal jaajëf Ousmane maa ngi leen di bëggee partagé leen ko mu dugg ci lëfal ndey doomaraan yi jaajëf te merci gars yi li ma leen di wax duñ ci dellu ginnaaw wax naa leen ko duñu dellu ginnaaw duñu seddal duñu yox-yoxi Adji Sarr Fatick la dëkk yéen waa Fatick war ngeen def seen jëf yéen waa Fatick war ngeen xam Adji Sarr xam ngeen fu mu dëkk comme ni ñu xamee ne Fatick la dëkk noonu la ñu war a xamee dëkkuwaayam ñun fii nen la kekk la nen du fi bonde dinañu jàpp Adji Sarr lu mu yàgg-yàgg dinañ la jàpp dugg sa biir data la fal ndey xaaral rek waaw ñu ngi leen di déglu. waaw maa ngi di nuyu Ousmane di nuyu gars yi nekk ci live bi. ñu ngi lay déglu di wax benn affaire waaw di encourager gars yi ñu continuer combat bi tamit dañ ko éparpiller un peu partout dans le Sénégal. au niveau international gis naa ni voilà gars yi dem nañ commencé dem ci ambassade yi ci quelques villes mais dafa war a intensifier quoi mu bañ a doon stop aussi parce que comme def nañ tey donc dañ koy continuer comme bu Sénégal continuer ñu tamit ñu continuer xam nga mu doon coordination quoi maanaam diggante bitim réew diggante waa Sénégal ak fii nii mais dafa am benn affaire boo xam ne dama ko doon seetaan léegi ci Sen TV mu choqué ma trop dafa am benn jigéen boo xam ne ci seen journal 20h bi benn jigéen buñ teg ci télé bi mu ñuy wax naan bu nit ñi taal oto jàmbur xaw ma lan benn taximan buñ taal dem filmer ko di teg genre émotionnel xam nga affaire yooyu les Sénégalais yi c'est que ñun waa Sen TV bu fekkee bon xam naa ni am na fa ay journalistes yu xarañ yu fa nekk mais bu fekkee am na ci journalistes yoo xam ne ñoom dañ leen a teg foofu peut-être ñoom 400 jeunes yi mort ci digg géej gi ci biir géej gi fekk ne dëkk bi doxul ak scandale financier yi ñuy dëgg ci dëkk bi te waxuñu ko te ñoom seen liggéey la ñu waroon a càmbar dugg def investigation di ko wax même bu ñu leen di xooxatal sax ñu wax ko parce que loolu seen devoir la mais bu fekkee nit ñi dañuy jug pour révolutionner changer dëkk bi kon buñ mënut a wax loolu nañ fermer la gueule am na benn fille boo xam ne ci journalu 20h bi la def le genre remarque yooyu def genre daal yoon nekkul ci loolu sëñ bi ñun wax ñu li ñuy def faalawuñu ñooñu on n'écoute pas les journalistes
waaw Sénégal voilà daal na gars yi préparé wu. voilà préparé wu xam nga gars yi xeex bi daal nañ ko éparpillé fépp mu bañ a doon non stop parce que Macky Sall li mu bëgg mooy bu affaire yi calmé mu def li mu bëgg a def. dara du yàgg na ko def nag. dara du sedd ku nekk jaar na fi ku nekk jaar na fi li mu bëgg li ñu bëgg naan non Ousmane Sonko warut a wax ne xaw ma lan bu ñun loolu intéressé wu ñu li ñu intéressé mooy suñu leader kenn du ko laal benn ñaareel ba mooy dinañ leen ñoom 2024 sax lañ jur jëm parce que c'est trop loin te fi ñu toll nii dëkk bi la situation est assez catastrophique donc na gars yi pare ñu dégager ces gens quoi foofu laa yem. dama xew allo allo gars yi dinaa leen wax dara ñun duñu jàllaleel kenn message am suñu yoon nekkul ci kuy wax Sen TV ak kuy wax Walf Fadjri ak feneen ñoom mën nañoo jàllale seen message yu bopp en tout cas dans ces plateaux dañuy dem xorom jobbu ndeyu Macky Sall ak ñi mu àndal bu ñu dellu ginnaaw Macky Sall avertir nañ la nag Ousmane Sonko karaw yëkkateeku na ci boppam dinañu yëkkati karaw sa baay bi dee danañ ko sulli yëkkati ay karaw dinañ la ko wax nga dégg ko pour nga comprendre duñ la yërëm voilà vas-y ñu ngi déglu allo 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 allo. waaye allo salaamaaleykum grand Tunkara. ñu ngi lay déglu bismillah. waa grand ziar nañu la et puis guerre la ñu déclaré guerre day saf mondial. exactement na saf saf. ñun Espagne la ñu woote ñu ngi jéggalu bu baax. vraiment mais doomu càppa ndeyam bi doomu càppa ndeyam bi tey dafa daw génnul maa jéggalu si saaga yi mais tey génnul tey Sénégal gépp dinañ booloo te suba dinañ gën a gis lu gën a yéeme parce que Serigne Touba Mbacké sama xol moo fees grand maa ngi jéggalu di ñaanal ñëpp Ousmane Sonko barke Serigne Touba Mbacké lu ko laal dina laal doomu aadama yi nekk bitim réew loolu moom leer na xeex bi incha allahu rabbi maa ngi jégalu na sama xol moo fees mënu ma wax bu baax a baax yaa ngi dégg mais maa ngi jégalu bu baax a baax xeex bi guerre bi déclaré nañ ko c'est fini la guerre est commencé jërëjëf merci jërëjëf allo sëñ bi ñu ngi siyaare gars yi li am te mu wóor te wóor mooy comme ni ma leen ko waxee toujours seule la lutte libère lijjantiwuñu kan mooy wax lan kan moo xalaat lan suñu yoon nekku ci ñun li ñu intéressé nañu dem fekki Macky Sall ak ñooñu mu àndal ci biir palais bi def leen ni naka si noonu ñun xam nañu li ñu leen war a def ñun xam nañu li ñu war a def Sénégal def leen li leen war bu leen déglu benn doomu aadama nag bu leen déglu benn doomu aadama bu leen dellu ginnaaw bu leen déglu yaay bu leen déglu papa bu leen déglu mag bu leen déglu ndaw jihaad bu jotee da ngay dem xeexi ngir yàlla rek tax jihaad bu jotee da ngeen di xeex ngir yàlla rek tax maa ngi nii man maa dul njëkk jël yaay fan yii yaay bëgg naa la lool waaye su ma wooyee fan yi téléphone je ne vais pas prendre ndax bëgguma ku ma saraxu pour génne ma ci lii ma nekk donc day foo du ma jël téléphone man comme ni ma dul jëlee téléphone nag noonu laay digalee doomu sénégalais yi bu kenn jël téléphone bu kenn xaar yaay woo la doom foo nekk ñëwal nangam déedéet yaay yi nañu xaar bëgg nañ leen lool waaye yaay noppaleku leen may leen ñu tuuti rek ñu digaale ko Macky Sall jërë leen jëf waaw ñëwal bismillah. waaye su ma wooyee fan yi téléphone je ne vais pas prendre ndax bëggu pour génne ma ci lii ma nekk donc day foo. allo sëñ bi wàññil live bi nga dugg ñu déglu la wàññil live bi. fayal live bi sëñ bi voilà. bëgguma déglu sama bopp. je ne veux pas sëñ bi fayal live bi. voilà gars yi na keneen woote ngeen bal. waa gars yi bëgguma dégg sama bopp nag dégg nga ku woote na nga fay live ku woote na nga fay live bi bëgguma déglu sama bopp allo 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 gars yi bëgguma dégg sama bopp ku woote bëgguma dégg sama bopp man bëgguma déglu sama bopp man yan laa bëgg a déglu ku woote na nga fay live bi dégg ngeen voilà ku woote man bëgguma dégg sama bopp je ne veux pas entendre moi ma voix yan laa bëgg a dégg bëgguma déglu sama bopp xam naa li ma wax I know what I said donc bëgguma dégg sama bopp yan laa bëgg a dégg dégg nga bismillah
voilà ku woote rek yow na nga wax li nekk ci yow fayal live bi nga wax li nekk ci yow voilà numéro bi yéen ñi ko xamul c'est 001 646 860 84 66 pour ñi ko xamul voilà 646 860 8466 voilà mi ngi noonu xaaral ma épingle leen ko bu dara sedd bu kenn dellu ginnaaw yaa xam mbay moom moo bindal Adji Sarr lettre bi yaa xam mbay xanaa war ngeen xam fu mu dëkk allo allo asalaamaaleykum. aleykum salaam. waaw jëkk rek bëggoon rek participation bu gàtt quoi. j'ai épinglé mon numéro sama numéro bi mi ngi noonu ci suuf voilà demal sëñ bi ñu ngi lay déglu. waaw maa ngi ziar ñëpp quoi. ñu ngi lay fay nag benn appel bu ndaw quoi. waaw ñëwal. période yu mel nii bu jotee Tunkara. suñu ànd ak sérénité si la ñuy gën a mën a am victoire parce que actuellement dañu soxla lucidité. ok waxuma sax ci woote beeg saaga yeeg yooyu parce que ku sa xol tàng nga saaga. waaw. mais ñun dañu nekk ci départu benn guerre. voilà. mbala ay bataille yoo xamee ne tey dañ ko war a def ba Sonko di jël Sénégal. te pour ñu réussir ci bataille yooyu dañu soxla stratégie. li ma leen di lancer appel ñun ñëpp ñu nekk tey ci réseau yi mooy. ñu ngi lay dégg. ñun dañu soxla sentinelle yu mel ni yow ak ñeneen. comme mënuñu wàcc Sénégal. mais ñun ñëpp ñuy boole soirée yu mel nii ñuy joxe ay stratégie. waaw. stratégie bi njëkk mooy ñu insister ci ñu jéem a nationaliser bataille bi mooy Tambacounda Casamance na booy yi génne. loolu yëpp la ñu woote sëñ bi léegi voilà. ñu wax ñu rek. waaw pour répéter ko rek. waaw bismillah. booy sénégalais yi nga xamee ne tamit ñu ngi Europe tey waa France ils ont fait un beau coup mais des na Italie. des na Espagne. des na Amérique des na Amérique. surtout Espagne ak Italie. voilà. surtout Espagne ak Italie il faut que ñu gën a organiser wu. voilà wàcce dans les ambassades dans les consuls. exactement. communication bi nag bari na ay journalistes ak yëpp ñuy wax naan non Sonko bu fekkee ne deful dara na jéem a. ñun dañu dugg ci loolu sëñ bi jarul répété loolu Sonko xam na li xew. Khalifa Sall bi mu wuyu jee gis nañ li ko dal. Karim Wade bi mu wuyu jee xam nañu li ko ca fekk. ñeneen ñi fa dem yëpp ku dem xam nga la fay fekk Macky Sall il respecte pas la justice. justice amul Sénégal. jërëjëf. waaw procureur beeg ñëpp ñi fa nekk si ndigalu Macky Sall la ñuy dox donc ñooñu di wax loolu lépp c'est des gens des intellectuels malhonnêtes. exactement. li ci des moom mooy bataille bi sur le terrain jusqu'à que Macky Sall xam ne moom baayam moomul Sénégal ndeyam moomul Sénégal. jërëjëf merci beaucoup. allo. allo benn moyen de lutte bu ñu exclure dara. waaw bu arme bu mu laaj nañ ko utiliser. jërëjëf merci beaucoup grand. waaw surtout nag à l'étranger am na yoo xamee ne nag mënuñu ko sax divulguer sur le net. mais bu ñu demee ba sori ci bataille bi Macky Sall dina gis lu mu xalaatul woon. merci beaucoup. voilà donc gars yi. allo. allo. allo oui allo. waaw ñu ngi déglu. allo oui. waaw nekkut. waaw gis nga Macky Sall lu mu si bañul war ñu ko si bañ. exactement fii yëngal nañ Sénégal amul bàyyi. Sonko karaw be pepp karaw si yëngatu dañu war a waaw yaa ma gën a xam. exactement. maa ngi jërëjëf maa ngi remercier ñëpp lu mu si bañul war ñu ko si bañ amul dellu ginnaaw amul reculer. merci beaucoup. allo. wàññil affaire bi. allo. waaw sëñ Ousmane. waaw ñu ngi déglu bismillah. waaw ñu ngi lay ziar jàpp Ousmane yal na la yàlla fay ci barke Serigne Touba. waaw amin bismillah. Ousmane yal na yàlla taxaw ci barke Seydina Mohamed wallahi la asim sama xol dafa fekk wóor na Serigne Sall Bakk mënu ma wax yal na la yàlla taxaw ci barke Mohamed. amin ya rabbi. Ousmane Sonko yal na ko yàlla xam yal na ko yàlla aar Macky Sall yal nañu yàlla at ak moom ci barke Serigne Touba. Macky Sall balay faatu yal nañu yàlla at ak moom ci barke Alxuraan. amin. barke jërëjëf yal na la yàlla taxaw mënu ma wax quoi yal na la yàlla taxaw jërëjëf. merci. allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. allo.
allo. allo. waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ñu ngi lay déglu. waaw ñu ngi ziar. ñu ngi lay déglu waaye affaire bi amul sera la ñun tey ñoo nekkoon Paris ñoo fi nekk ñoo demoon si consulat bi. kontaan nañu ci yéen. ñun ñoo nekkoon tey consulat Paris. kontaan nañu ci yéen wàññil live bi nag ñu déglu la. fay na ko voilà léegi ñun affaire bi amul seral suba dañuy delluwaat suba. exactement affaire bi amul ay tey dem tey suba nga toogaat affaire bi daf ngay dem ba mu jeex amul seral tey amul seral suba. yaa ngi dégg. dëgg la Macky Sall bu la ko mayee lii nii lu ko neem loo ko Sénégal après. dëgg la ko may dara Sénégal santul fay santul Sall ñoom ñoo mujjee am kër Sénégal ba ñëw di bëgg noot Sénégal yi jël seen ay carte dafa la président loolu du mérite du dara du ay diplôme nañ ko dàq jàng nekk Sénégal ñu ko ëpp ay diplôme nekk Sénégal ñu jël ko fal ko mu jël ñu maltraité jàpp ñu ay golo jàpp ñu ay buubu golo jàpp ñu ay animaux kenn du ko nangu loolu dañuy dem tous les jours ñun fii Paris tous les jours suba ni ko war encore demee premier rendez-vous encore à 13h loo ko foofu mu leer 13h encore demee bundu consulat Sénégal près de Paris 13h ñu nekk général boobu mu jëngaat voilà kenn du ko may dara. jërëjëf merci grand merci beaucoup. jaajëf. allo. waa ñu ngi déglu sëñ bi tàngal leen rek bismillah. waa jërëjëf. ma ne. dama bëgg joxe ay précisions yu leer. ñu ngi lay déglu maa ngi déglu. waaw dama dégg ñuy wax ne Ousmane Sonko wuutoo dem salon premier massacre. waaw. xam nga loolu wax bu yàq mais nag wax ne ko feebar waroo dem hôpital. waxu dof la ñun bëgguñu dégg. maanaam pour wér gu yaram la. ñun déglu wuñu loolu sëñ bi. waaw lu waa Sénégal waaw maa ngi yàggal lu waa Sénégal bañul maanaam góor faj jigéen ak góor loolu bañu ko kon nag ku feebar soo xam ne am na lu sa soxla ci nga xam ne mooy maanaam bëgg ñu defar sa yaram te fekk ne ka koy defar yoon may na ko am nga droit dem sa muy ci góor muy ci jigéen loolu benn la ñaareel ba mooy Macky Sall li ñu ko may dafa ëpp waxoon naa ne ko def liggéey bi li ñu ko may dafa ëpp ci depuis sa Karim Wade depuis sa Khalifa Sall depuis sa keneen su fekkoon ne li ñu fippoo nii def nañ ko lu ñu egg si fii tey il faut que ñu jóg taxaw man nag li ma doon wax ñu def ay guérilla li ñuy wax guérilla xeex boo xam ne dañuy partagé wu fu nekk waay neex waaye duñ ko yemale ci benn kër Sonko maanaam dañ am kaaraange boo xam ne dañ leen mën li ñu ko mën bu ñu laalee fu nekk waay nga fa duñ leen mënal dara du dañu gañe xeex bi waaye bu fekkee ne benn bi bu ñu ko bëggee xeexee xeex bi du mën a sotti man nag ma keneen ak keneen lu mu ci app nañ ko ci ñu ko bàyyi mukk abaluñ ci réew parce que li muy nekk buñ ko bàyyi kenn ku dikk da nga def lu raw loolu boobaa Sénégal da yàqu yaxeet boobaa ñun ñëpp ñoo koy yëg salaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf ñu sant bu baax bi allo hello we listening yeah Ousmane Tounkara how are you brother allo Ousmane. waaw maa ngi jéggalu kooku yi muy def noonu man. maa ngi lay siyaar Pape Malick Sow. waaw ñu ngi déglu bismillah. man xeex bi dafa yomb trop. voilà. ñun Espagne fii si Espagne laa mun a wax sax man maa ngi Espagne maa ngi Barcelone mais gisuñu benn doomu Sénégalais boo xamante ne tey yaa ngi mettre lu Ousmane Sonko. te yàlla dogal na Sénégalais yëpp ñu ngi lay déglu ñëpp ñu ngi lay seetaan nañ ñëpp Sénégalais yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ngi fii si Barcelone nañ ñu ñëw fekk Plaza España ñu jàkkaarloo état Sénégal toj seen cottu ndey. jërëjëf Macky Sall moomuñu. déedéet. Macky Sall ñun ñoo ko fal. déedéet. ñun du ñooy suñu dëkk du dëkku dictateur. loolu mooy dëgg. ñun kenn duñu takk si buumu jàmm. loolu mooy Ousmane Sonko deful dara lu jar wax ñu lu jar tey tax képp kuy sénégalais tey war ngaa war a mën a génn jàkkaarloo Macky Sall ñu tugg si juróom-ñaari lëfal ndayam moomu ñu na katt ndayam fële. loolu mooy dëgg. mais nan la def doomu jàmbur deful dara. Sénégal bu takkee ci ko taal Adji Sarr la tudd ak Macky Sall voilà. Sénégal dafa war a tàkk. jërëjëf may wax nag waa Pikine ñi nga xamante ne Pikine lañ dëkk na waa doomu banlieue bi génn ndax ñu ngi xeex banlieue bi lañ koy xeexal nit ñi dañoo sonn. exactement.
na banlieue bi génn. na yëngatu banlieue bi na yëngatu. da tax doomu banlieue seeti leen Alioune Sall. dem leen seeti seen boromu 10 000 milliards yi. doomu xaram bi ndeyam génne ko fii. voilà. nañ dem seet Alioune Sall. seeti leen Alioune Sall. allez visiter Aliou. dem leen seeti Aliou. ak cagaami. dem leen seeti leen. dafa ñaaw doomu banlieue bi tëdd seen kër yi ku si nekk di jéem a xool te li ñuy xeex pour ñoom ñoo tax ñu koy xeex baadoole yi. jërëjëf. nañu génn doxal ndeyam. maa ngi jéggalu nag. merci kontaan nañ trop si yow. merci. allo. waaw allo. waaw maa ngi déglu. waaw père man maa ngi woote depuis Suisse. waaw ñu ngi déglu bismillah. waaw lii nii daw na yaram trop. pour bépp africain laa la wax de. pour bépp africain ci kanamu monde bi yëpp lii nii daw na yaram trop. léegi nag bépp sénégalais bu ne yow sénégalais nga. lii war na doon affaire boo xamante ne lu am gàcce man joolaa laa. su ma olof setul bu baax mais li may wax dégg xam naa ne ñëpp ñu ngi may dégg ñëpp dinañ ma comprendre lii du xeexu partisan wu Sonko kese. lii xeexu monde bi yëpp la képp koo xam ne sénégalais nga lii sa xeex la parce que suba bu Sonko jiitee réew mi lii gàcce la pour ñun ñëpp yaa ngi dégg léegi nag Macky Sall moomu la ñu war a jël benn piment laa lay wax ni ñu ŋayyi tuun bi comme PD la ñu ŋayyi tuun bi dugal piment bi ci biir. loolu mooy dëgg. jërëjëf piment bi la ñu war a dugal ci tuunu ndey Macky Sall bi. loolu ba mooy pare dëgg yëngal ko tuuti rek. ak tuuna mburéy boobu biir bu ngande boobu noonu. dañu war a rey ndeyam laa lay wax. jërëjëf fu mu toll nii xeex bi pour africain yëpp la Sénégal yëpp ñoo moom xeex boobu noonu ñu teg na ñëpp gàcce. waaw nekkul ne partisan kii kese nga partisan Sonko kese nga moo tax ngay wax man du ma Sonko du ma affaire du ma dara mais dëgg bi moom dañ koy wax Macky Sall ci boppam la ñu war a jël piment dugal ko ci tuun bi. jërëjëf jërëjëf merci. waaw. allo. 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 allo waaw ñu ngi dégg. allo. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. allo. ñu ngi lay dégg. waaw bàyyi leen manifestation ngir yàlla. allo. gars yi comme ni ma leen ko waxee rek. allo. allo salaamaaleykum grand Ousmane na nga def. maa ngi lay ziare. lu may wax sénégalais yi mooy nañ def très attention bu ñu seetaane suñu dernier sens moo nekk ni bu ñu seetaane ba Macky Sall éliminé Ousmane Sonko mii. war na yàlla fii ngay jaar nga gis sénégalais di lekkalante. fexe na ba mu éliminé Khalifa Sall fexe na ba mu éliminé Karim Wade mu dakk ko génne ko réew mi léegi Ousmane Sonko moo ko desee fexe na ba mu xëcc Idriss Seck mu nekk ci wetam Ousmane Sonko léegi moom moo ko jaaxal. moo tax muy dugal ci ay complot am lépp lu mu mën mu ngi def pour faagagal kooku wallahi billahi bu ñu seetaan ñu sénégalais ba Macky Sall gaagante kii mu tudd mu daaneel Ousmane Sonko mii war na yàlla ñu da ngay gis sénégalais di lekkante ba cëg ndar kem. jërëjëf dégg nañ la bu baax. voilà loolu moom wax suñu dernier espoir moo nekk nii bu ñu seetaan lii mukk mu ngi jàll. jërëjëf merci beaucoup. voilà jërëjëf. allo. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. man sama wax moom mooy la révolution yàlla dimbali tàmbali na. léegi man waa Sicap laay woo. waa Sicap waa Medina waa Dakar yëpp nañu continuer xeex bi ku et puis état d'urgence dafa war a jeex fi la war a jeexee ñu dem fekk Macky Sall toj la ko nday mu jeex loolu laa amoon lu may wax thank you. jërëjëf. allo. allo waaw. waa Grand Tounkara. ñu ngi lay déglu. waaw ma ni xeex bi du xeexu kenn xeexu sénégalais yëpp la. c'est ça la réalité du xeexu benn nit. yaa ngi dégg. waaw Ousmane Sonko. ñëpp xam nañ ni mu mel ñëpp xam nañ ni mu mel ci réew mi kon xeex bi du xeexu kenn xeexu Sénégal xeexu monde entier la. exactement daf ñu xeexal Sénégal yëpp la Ousmane Sonko di xeexal Ousmane Sonko xeexalul parti. exactement Sénégal yëpp lay xeexal. voilà loolu la. te bët du yenu mais xam na li bopp attan xam nga Sonko ko tiimee di ko jiñ ay viol kooku xam nga mag bu jaaxaay di saw boppam lay tooyal ñëpp xam na ni Sonko du def loolu. effectivement xam nañu jàmbur ngir yàlla. voilà jërëjëf.
voilà nañ bàyyi jaamur ngir yàlla xeexu monde entier yëpp la na ñëpp génn sénégalais képp diaspora bi na ñëpp génne xeexal Sonko ñu bàyyi jaamur te yàlla tax ndax c'est l'idéal pour le Sénégal su ma ragalul woon yàlla man la yonent la yàllaa ko yónni. dëgg la jërëjëf na la yàlla fay. amin jërëjëf grand merci. allo. Ousmane. waaw. li ma waxoon démb. nii gis nga tey da koy confirmer. gis nga Sonko dafa ànd ak ay jeunes yu nga xamante si danoo jàng ba jàng jotee. waaye bu xeex jotee buñ ci woowee di leen xam ne kenn dàquñu ko. exactement mais beneen aspect bi ma bëgg a souligner mooy tey lépp Macky Sall moo nekk ci ginnaaw mais dama bëgg ñu bàyyiwaale benn xel ndax sànq wax nga ko. mooy que ni tey Adji Sarr lu jig njaag mooy njaag. yaa xam mbay moo ko bindal lettre bi yaa xam mbay moo bind plainte bi. léegi nag comme tey gouvernement bi dañoo jël pression teg ko ci kawam. ba mu tax moom mu def li mu def xaalis jaral ko. ñun tamit on va mettre la pression sur elle et sa famille. voilà parce que tey bis bu non mais il faut ñu lijjanti loolu. Adji Sarr fan la dëkk ñu fekk ko fa. teegal ndaayam moom ak famille am. exactement yaa ngi dégg ba pression boobu mu teg ñu teg ci kawam ba mu nangu tey li mu nangu ñu teg pression bu ko raw ci kawam ba mu génn ci la mu nekkoon parce que il faut penser à une chose mooy tey plainte boobu noonu moom mën na ko retirer parce que ñoom ci ginnaaw la ñu mbubboo naan moom moo porte plainte ok d'accord on va mettre la pression sur elle ba mu rocc ci plainte boobu wax ci daal di fay jeex tàkk mu jeex tàkk donc nag ñun ñi nekk fii dina xeex suñu xeex ñi nekk foofu ci Sénégal nañu def loolu nañu xeex seen xeex ñun suba incha allah ñun ñu ngi Rhode Island dinañ ñëw New York bu neexee yàlla. ñu ngi leen di xaar merci beaucoup. jaajëf. merci. allo. allo. ñu ngi déglu sëñ bi. waaw sëñ Ousmane man sama wax du ci bari. bismillah damay gàttal. bismillah. Sénégal il est temps ñu toj la fal ndayu lépp yàqate lépp lu français moom nan taal dem lépp lu waa APR moom kër yi nañ leen ciblé toj la fal ndayu kër yëpp il est temps révolution bi tàmbali tey bu kenn bàyyee ci saa bu ñu xëyee na askan wi Sénégal bi yëpp wàcc ci mbedd mi lépp bu nañ paralyser dëkk bi. dégg naa dal téléphone nday dëkk bi yëpp. dégg naa dal nañu ci kër Mamour Diallo bi Louga dégg naa dal nañu ci kaw Mamour Diallo. bravo mon patriote. voilà continuer leen loolu kese dayul. déedéet nañ kat nday waa kër APR yëpp. dëgg la kër yi nañ ciblé kër yëpp ñu taal nday kër yëpp. exactement ñëpp yem ci. voilà. bu ñu bàyyi dara nañ paralyser dëkk bi à partir d'aujourd'hui. à partir d'aujourd'hui adresse yi gars yi envoyé leen ma adresse yi les adresses envoyé les adresses. ñu taal nday kër yëpp. jënd essence taal nday kër yëpp. yónnee leen ma adresse yi ñu partagé leen adresse yi partagé les adresses. à partir de tey aujourd'hui. partagé. wasalaam sama gars yi wasalaam. jërëjëf seule la lutte libère. voilà seule la lutte libère partagez leen adresse yi ni ko sama waa ji di waxee partagez les adresses partagez leen allo. waaw allo Tounkara. waaw maa ngi dégg. xam nga Bob Marley dafa ne it takes a revolution to make a solution. exactement. c'est seule la révolution can make a solution. exactement. te lenn laa wax sénégalais dañoo tàmm combat buñ commencé duñ ko eggale te nguur gi day dem ak endurance instant bi du laal Sonko de waaye day taaxit bu ko xam na ne sénégalais yi souvent ñoom dañuy am départ bëreet la ñuy am. waaw mais après dañuy lâché wu. bu ñu lâché laa jox sénégalais on ne lâchera jamais on ne lâchera jamais. voilà parce que loolu habitude Sénégal la parce que boo xoolee Macky Sall lépp lu mu bëgg a déroulé même bu sénégalais yi génne di manifester sax quoi day bàyyi ay quelques jours bu sénégalais lâché wu après xam nga bu continuer déroulé. parce que non Sonko du déroulé kaay c'est autre chose. Sonko du déroulé kaay Sonko lii di TFM seeti leen Youssou Ndour ngeen seeti doomu xaraamu Sénégal yi yëpp dem leen seeti leen. allez les visiter. Sonko du ku ñuy taaxirlu dem leen seeti El Hadj Diouf. El Hadj Diouf caga bu góor dem leen seeti ko seeti leen gars yi allez visiter les bâtards dem leen voilà allez les visiter man lii li may ñaax sénégalais rek quoi ngir yàlla ak yonent bi nguur gi endurance bi mu am ñun ñu parce que ñun ñu la nekk jeune ñun ñu gën la nekk endurance parce que bu ñu dellu ginnaaw parce que instant bi ñoom ñemewuñ ko teg loxo de mais dañuy xool manifestants yi ban moment la ñuy lâché wu xam nga comme ça ñu daan a profité man conseil boobu laa yokkaa pour ñu prêter attention te puis ñu continuer di saccager fépp fu Auchan nekk wala Total ak fépp fu entreprise français nekk buñ ko mënee saccager taal ko nañ ko taal parce que xeex bi moom mooy ñu jaare fi gañ ba faw waa ñu jaare fi perte ba faw salaamaaleykum wa rahmatullah. chez les APR dem leen seeti waa APR
waa APR allez les rendre visite ah dem leen ngeen seeti leen boo leen demee ngeen yóbbaale leen yóbbaale leen charité allez visiter les membres de l'APR ngeen yóbbaale leen charité ku nekk nit booy seeti sa nit da nga koy yóbbaaleel yóbbaale leen yóbbal voilà Youssou Ndour moo ko woyoon jox la yóbbal jox la charité dem leen ngeen yóbbaale leen ngeen jox leen yóbbal ngeen jox leen charité voilà ñaari yëpp yóbbaale leen ko allo ñu ngi déglu allo ñu ngi déglu sëñ bi waaw ñu ngi lay déglu sëñ bi ñu ngi lay déglu allo ñu ngi déglu on t'écoute allo Sénégal lii rek a mën a libéré lii rek moo mën a libéré ñu ngi lay dégg voilà ñu ngi lay dégg bismillah ma ni Sénégal lii rek a mën a libéré jërëjëf exactement allo gars yi li ma leen wax la rek waa APR dem leen ngeen visiter leen rendre leen visite waa APR allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. grand Ousmane maa ngi félicité le grand patriote Assane Diouf di félicité aussi sama gars yi Louga. liñ ma defal xam naa la même chose nag laa bëgg ñu yóbbul ko Serigne képp kuy bokk ci gouvernement Macky Sall dañ la defal même Serigne bi am Louga nañ ko def ci tous les plans ñoo képp koo xam ne rek membre APR nga. voilà ci gouvernement bi nga nekk dañ ko def. voilà léegi problème bi ma am mooy que ni damay koy wax mu leer adresse su le procureur laa soxla ak adresse su kii nga xam ni moo war a acté tey bu problème bi amee parce que immunité parlementaire Ousmane Sonko moom majorité bi dinañ ko dindi mais jour bi ñu koy dindi ne ñiy dem assemblée nañ tasaat jour boobu ci dëkk bi seen kër yi ñoom député yi ko war a voté na ko gars yi envoyé seule la lutte libère comme ni ko ñëpp di waxee mais liñ ma defal Louga incha allah comme adresse yooyu na ma ci dimbali bi sabili laay war a suuli dinañ ko defaat biir kër Dakar loolu rek laa yem am na loo xam ne du ma ko mën a dévoiler. jërëjëf merci allo allo salaamaaleykum. aleykum salaam. sëñ bi yeneen ci xeex bi. jërëjëf. xeex bi jarul coow li du bëri. exactement exactement. pono essence. jërëjëf pono essence. jërëjëf yàlla tàkk pono essence la. jërëjëf jarul coow li mu bëri. jërëjëf merci. voilà yéen a ko déggal seen bopp suñu grand frère ñëw na nee na coow jarul muy bari xam ngeen li ñu la bëgg a wax. allo waa xaaral ma dugal la allo. yaa Tounkara ñu ngi ziar. ñu ngi dellu ziar bismillah. lii c'est la peuple rek moo mën a libéré lii parce que lii du dëgg du yomb du sacrifié Karim Wade Khalifa Sall tey Ousmane Sonko duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg tey combat bi incha allah rabbi duñ ko bàyyi tey duñ ko bàyyi suba te duñ ko arrêté. lu nga ko jaral fukk jaroñ ko lu nga ko jaroñ ko luñ ko ëpp ci kattan sunu borom. jërëjëf te bu soobee yàlla Macky Sall bi nga xam ne Sénégal yi la ko jàkkaarloo dinañ ko nal ak naka la bu soobee yàlla incha allah rabbi. jërëjëf waaw gars yi allo. salaamaaleykum. aleykum salaam. Ousmane Tounkara. ñu ngi lay déglu. bon en fait man vraiment démb ba tey nelawuma parce que dama am lu ma metti quoi vraiment. kenn nelawul sëñ bi bismillah kenn nelawul ñun ñëpp dañu am lu ñu metti.
dama metti dafa am lu ma metti parce que lu ma metti mooy même bu fekkee ni waxuma sax cadre politique mais même bu fekkee ni faroloo ak Sonko sax xam nga ni lii c'est une injustice absolue infernale. Exactement. man homme de tenue laa woon Sénégal. xam naa bu baax li may wax mais lenn rek laay wax homme de tenue yi nekk yi foofu noonu. waaw. bu leen état jaral ñuy def ay ay jëf yi nga xam ne ëllëg dañuy rus. exactement Macky Sall waxoon na leen malheureusement ah. Macky Sall ba muy fal waxoon na leen ko nee na Ablaye Wade ba mu leen pousse ñuy faat doomu aadama yi nañu nekk une armée républicaine waaye léegi moom defe naa moom li bu républicain famille Faye Sall bi la ñu war a protéger waa continuel waaw demal ñu ngi lay déglu mais fi ngay waxee kenn déggu la ni ngay waxee téléphone bi on t'entend pas là. waaw léegi leer na mani. waaw voilà. moom wax na ko moom wax na ni il voulait pas une armée républicaine mais bi mu koy wax gëmu ko. xam nga Macky Sall il a trahi toute une nation. Macky Sall il a trahi toute une nation entière. te ñooñu nekk foofu ñooñu moi je parle des cadres de l'armée des officiers et des généraux. yi nga xam ni dañuy recevoir des instructions de part de la présidence tax tey ñuy comment dirais-je ñuy sonal peuple bi. Macky Sall jaru ko kon Macky Sall jaru ko kenn si ñoom jaru ko. te je dis une chose ñoom noonu si seen bopp ils souffrent man je parle en connaissance de cause. je parle en connaissance de cause mais man sama wax du ci bëri lenn rek laay wax. mooy métti na ma trop lu tax métti na ma mooy man mënuma comprendre Sénégal ni mu mel bu ñu waxee waxu diine te je sais pas les religieux là gisoo fi kenn ku wax mais lu tax du ñu wax. parce que dañoo naa fekk du ñu wax. parce que dañoo naa fekk loolu nga bëgg a dégg di waxal naa la ko. non mais c'est anormal. voilà c'est dañoo naa anormal fekk lu tax du ñu wax. bu ñuy toroxal sa population te génnuloo da ngaa naa fekk. ak koo mën a doon nag ci àdduna te waxuloo. c'est ça sëriñ si sax dañoo war a génn xeexi waxatuma laa wax bi sax dafa yomb dañoo war a génn ñoom ci seen bopp sol seeni ay dàll génn ci combat. mais c'est ça kan moo leen ko jaral kan pour benn nit. parce que Sénégal ñun ñëpp a ko lu muy bokk def tegu ko fenn. exactement. lu muy ñoom seen bopp xam nañ ni kii lu muy def tegu ko fenn. te duñu wax exactement. lu tax duñu wax lu tax. ci seen kaw lay mujj boo seetaanee ay ci sa kaw lay mujj. ay ku ko seetaan ay ku ko seetaan sa kaw lay mujj. bu ñu laalee seen tarixa bu ñu fi laal ñu wax mais bu ñu laalee kenn ci citoyen yi du ñu wax lu tax. voilà. lu tax man vraiment en fait sama wax mënu ci bëri mais man sama xol dafa jeex quoi vraiment am naa lu ma métti trop man daal li may ñaan yàlla mooy Macky Sall na xool bu baax a baax li muy def xalaat bàmmeelam bàmmeel xat na de te tooñ baaxul te ni ñu tooñ doomu jàmbur lii dafa ëpp ça c'est trop hein. merci bien merci. allo gars yi comme ni ma leen ko waxee rek nañu ñëw fàttaliwaat leen ndax xel du doy et je pense que parfois nous oublions parfois dañuy fàtte doomu aadama day gaaw a fàtte. waaw attends maa ngi am problème woo ñenn ñi j'ai un petit souci à appeler les autres jéggal leen ma j'ai un petit souci à vous appeler hein. Voilà mi ngi nii there you go. salaamaaleykum wa rahmatulah. aleykum salaam. Seydina Ousmane na ngeen yendoo. alhamdulilah. Seydina Ousmane xam nga lan moo ma dal tey dama am gàcce. waaw loolu laa gàcce ak naqar moo ma dal ndax acharnement bi nga xam ne moom la Macky Sall bëgg a def ci kaw njabootu Sonko dama xamul pour lan la. lu ñaaw lii nit nan la ko mën a seetaane di ko def waaye yow ñoom xanaa ñoom kon Adji Sarr bi y a quelque chose nañu wax dëgg gi. xanaa Adji Sarr nekkul benn jigéen buy dox rek bu dugg nekkoon ci salon massage de am problème. en tout cas. non nañu wax dañoo xew. non ba pare aussi tam caméra de surveillance yi ne woon ci buntu kër ga ana vidéo yi.
kenn du ko gis. ana manipulation vidéo yi jël si woon xale bu jigéen bi ana vidéo yi nekkoon ci biir kër gi. waa ñii nag dëgg man danaa jënd saako xorom de. ah en tout cas damay jënd saako xorom léegi. jëndal saako xorom nga commencé koo xorom. léegi ak saako kaani. gaawal yow. voilà. non dañ affaire bi c'est honte quoi dafa ruslu. jërëjëf. mais police boo xam non pare gu ma Seydina Ousmane parce que dama bëgg a laaj tam presse bi nga xam ne mooy presse nationale boo leen seetaanee tey ñuy wax ci ay musique ak di waxtaan seen waxtaan même ni comme si rien n'était mel ni ki nga xam ne moom lañ attaque wala moom lañ encercler këram ba dëddul Sénégalais wala dëddul doomu aadama bi presse boo xam ne ni tey ñoom ñëpp ñu ngi ne mi kaaral qu'est-ce qui se passe lan moo xew. presse duul kat. lan moo xew ay naafeq lañ. loolu mooy presse duul kat naafeq lañ xam nga tey UCAD tey ñu ngi ne étudiants yaa ngi ni mobilisé wu tamit bokk ci xeex ba yenn militants yaa ngi ci yenn population yi nga xam ne ñoo am leen naqar te gisatuñu lekkatuñu naanatuñu kenn mënut a faj sa soxla kenn mënut a def ci lenn feebar baa ngi fi lépp nga fi hôpitaux yaa ngi ni jigéen ndaw soosu dee keroog Thiès amul sax machine bu mu noyyee ba mu dee ñu koy évacuer fu ne ba mu dee taluñu dara du def politique bu ñu ñemee woon nag te ñu nekk ay góor nañ ci amaarloo ko Ousmane Sonko ñu dem élection ñu xool loolu mooy waxati. jërëjëf. li ñu def ñaaw na trop. lii nag moom wax dëgg yàlla nañ continuer liggéey bi nañ continuer xeex bi kenn ku ne fa nga nekk la nga mëne ko sëriñ si nag ñu ngi teg nit ñi gàcce ñun ñu teg gàcce ñoom ñëpp kenn ku ne ni mu xaaral di xaar valise ba lay fekk sa kër di xaar ab passeport diplomatique ba tax duñu wax duñu sëqat seen affaire la waaye lañ xam ne njaboot gi jeunesse bi la ak jigéen ñi maa ngi soutenir nag Ndeye Khady Mahécor Diouf maa ngi koy soutenir bu baax je suis femme comme elle lu mu wax ci Adji Sarr day dëgg Adji Sarr li mu def rafetul jigéen du baaxul tey baaxul ëllëg ñun nag seen jëf yu pon yi ñuy def te seen xaalis yi di ko jox jigéen ñi di leen di nax bu doon loolu kenn ku ne war ngaa uti sa xaalis dignement waaye Ndeye Khady Mahécor Diouf je te soutiens je suis de tout cœur avec toi. jërëjëf tu es une dame de fer tu es une rebelle tu es une dame de fer tu es une femme honnête nous sommes tous Khady Mahécor Diouf li mu Adji Sarr nag li mu def na ko jigéen ñi wane ne jigéen ñi wàcc suba fekk ci xale góor yi ñu mobiliser wu ñoom ñëpp jaxase carte gi kenn ku ne na yor sàkku xoromam ak sàkku kaaneem asalaamaaleykum wa rahmatulah. jërëjëf allo waaw gars yi ñu ne naa jël Sidi Fall man xaw ma numéro Sidi Fall parce que je vois les numéros ici il y a pas de nom boo leen xoolee gars yi il y a trop de numéros là awma tur tu as vu il y a beaucoup d'appels manqués awma tur du ma gis turu kenn. donc c'est ça mon problème ngeen jéggal ma bañu ma jël kenn nag voilà maa ngi jéem mais je n'ai pas awma possibilité voilà xaaral ma xool ndax dina mën a am ñu ma xàmmee voilà mënuma gis kenn mënuma gis je ne peux pas tout voir mënuma gis kenn may leen ma une minute voilà jéggal leen ma de jéggal leen ma maa ngi jéggalu mënuma gis je ne peux pas voir mënuma gis ñiy woote ñëpp comme damay gis numéro yi mais du am tur voilà gis naa Sidi Fall c'est bon maintenant je t'appelle gars yi may leen ma une seconde ma woo Sidi Fall voilà allo waa Sidi waaw man maay Sidi Fall man du ma gudd quoi. voilà merci maa ngi jégalu voilà. benn récapitulatif ndaw. voilà. Macky s'est attaqué au marabout Sénégal. Le religieux. waaw. Macky s'est attaqué à l'opposition, il s'est attaqué à la société, il s'est attaqué au PS, à tous les partis politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans son propre camp, il s'est créé des ennemis. C'est une situation bu fi nekk c'est pas une question de Ousmane Sonko. C'est le pays qui est en jeu. Voilà. Nous, on a une opportunité pour régler le problème de ce pays. C'est pas un problème de Macky et de Sonko. Une fois pour toutes. C'est une fois pour toutes. Un fait social total. Gars yi nañu dem palais ba ñu déloger ko. C'est affaire bu ñu dem kër Sonko. Ça c'est un détail. Sonko oui ma yàlla moo ko fi andi pour mu décanter situation bi. Il faut que gars yi comprendre lan la yàlla andi daf ñu wan ni ko parce que Sonko la situation mën a régler Sonko c'est pas la solution. Il faut que les manifestations comprennent nañu dem ko 23 juin ñu occuper Assemblée nationale à palais bi mu jeex xam nga ñun diaspora à Paris aujourd'hui kenn desul pourtant nit ñi amuñ jot Paris ça s'est décidé à moins de 12 heures de temps. Moins de 12 heures. Arsenal bu nekkoon consulat xam nga nu mu toll.
New York c'est la même chose pour demain. yéen a ngi foofu comme na ko waxee Italie c'est la même chose même Mali gars yi génn nañ que les gars occupent le terrain nañu dem déloger ko au palais c'est possible marché ambulant bu ñu boolee étudiant booy Médina yi génn wu ma booy Fass yi génn booy Grand Dakar booy Niayes Thioker yi génn ñu egg palais mu jeex. jërëjëf. policiers amuñu doole pour gérer lii d'abord ils sont vieux ñu si gën a bëri amatuñu doole ñenn ñi ils sont mal formés te duñu sacrifier seen life. il a halpularisé l'armée la gendarmerie la police kenn parewul tey pour sacrifier life pour Macky Sall. mais amul la njëriñ grand. qu'est-ce que tu veux que la police elle va se mettre à l'écart que les gars arrivent au palais qui le délogent mu jeex affaire bi oui ma amul ay problème mu Sonko c'est un détail que les populations qui sont déterminées nañu gérer que Sonko c'est vrai mais après la deuxième étape c'est ça il faut le faire partir le 23 juin mu jeex. exact. Ivoirien nee quand quelqu'un fait semblant de mourir il faut pas faire semblant de le tuer c'est parce que c'est quand le vent souffle que le vent dans l'anus du poulet. léegi nañu mën a régler problème moom mu jeex élection yi daf ko war a régler carte électeur yi génn gars yi voté élection yi mu dem yoonam kenn bëggu ko mais nañu profité aussi lii régler problème bi quoi ñuy bàyyi affaire Sonko ay Sonko dafa dem répondre ay juge amul juge nañu dem tegal ndey koo doon tegal ndey mu jeex tak merci bi jeex. merci beaucoup. merci beaucoup. jërëjëf. voilà donc gars yi fàttaliwaat leen rek balaa may dem ma ñëwaat encore ci lii nga xam ne moom mooy vidéo yi ñu indilaat leen man indil leen rek ay fàttal bu ma leen fàttalee xëy na comme niñ koy waxee toujours dina am yu bari yoo xam ne dina ñëwaat ci suñu biir bopp yi voilà ma ñëw fii voilà fii laay tàmbalee. gaa yi jéggal leen ma ñëw fii. Qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. yow Adji Sarr yow lay waxal tey Sénégal bu tàkkee na la leer ni yow yaa ko taal tey bépp bakkan bu fi dee wala mu rot fi na la leer ni yow Adji Sarr yow yaa ko rotal yow Adji tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji lan moo la war a mën a jalal tey nga mën a hypothéquer avenir u Sénégal ak avenir u Afrique président Ousmane Sonko bi nga xam ne tey dafa wane dëgg taxaw temb ne day jàkkaarloo ñii nga xam ne lépp lu ñu dal ñoom ñoo ñu ko teg yow Adji Sarr en tant que jigéen xale bu ndaw am sa avenir ci sa kanam lan moo la war a mën a jalal tey ngay hypothéquer avenir u Sénégal Adji man jigéen la wante yow tax nga tey ma rusa doon jigéen yow Adji bu fekkee ni tey am nga ay mbokk na la leer ni gàkkal nga sa askan yëpp yow Adji bu fekkee ni am nga doom wala ëllëg yaakaar nga am doom xamal ni sa doom googu wutal nga ko way bu dul fay yow Adji képp ku bokk ci sa askan rus na ndax sa jëfu tey na la leer ni nag di nga bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy lim histoire bu triste bu Sénégal dinañ la ci boole tu es rentré tristement dans l'histoire Adji te na la leer ni xale bu ndaw hypothéquer sa avenir pour ñoo xam ne jaruñu ko ndax xaalis ndax lan ndax tey nga jaay sa ngor jigéenu Sénégal yëpp nga gàkkal leen yal nañu yàlla atte ak yow di leen wax rek ni président Ousmane Sonko du ku ñuy fawee président Ousmane Sonko du ku nga xam ne dañ koy bàyyi ñu koy faagaagal si noonu ñun patriotes yi dañoo taxaw temb te bu leen yëboo ngeen xam ne balaa ngeen a jaar ci kaw président Ousmane Sonko ngeen jaar suñu kaw li may daaneelee nag mooy lii jigéen lañu utiliser pour xeex président Ousmane Sonko na leen leer ni ay jigéen ñoo koy xeex ñun waa jigéenu Pastef ba ngeen xam ni fii Sénégal rangoo ñu baadoo la dootu fi cimetière bu yow Adji nag na la leer ni ëllëg dinañ la takk dugal la si sa bàmmeel te sa ay jëf kese moo la fay fekk yal nañu yàlla àtte ak yow président Ousmane Sonko na la leer
ni ñun patriotes yi tey lañ la gën a féddali suñu kóllëre suñu wóolute te nga xam ni foo nekk dinañ la gunge combat boo nekk dinañ la ko gunge mu leer leen ni même si vous enfermez président Ousmane Sonko des milliers et des milliers de Ousmane Sonko sont nés ici au Sénégal et partout en Afrique et ce vent de renouveau cette révolution qui est née personne ne peut l'empêcher wasalaam foofu laay dinaa am loo xam ne maa ngi leen koy wax mu doon sama ay kaddu tàggatoo ndax jullit bu baax bu ne booy tàggatoo dafa war nga mel ni nga tàggatoo ni comme doo yeewu suba kaddu yi may yëkkati nag dama koy teg ci li nga xam ne moom mooy sama xalaatu bopp et je sais que peut-être sax xol dina ci mën a diis ce Ousmane Sonko c'est un homme de ma génération Ousmane Sonko benn at laa ko magee Ousmane Sonko yàlla dafa def mu dee ci xolu sénégalais yi ñun ñëpp tey képp kuy sénégalais tu es fier d'avoir un Ousmane Sonko dans ta vie et je peux te dire que amul je ne suis jamais plus fier qu'aujourd'hui me voir moi se combattre pour ce Ousmane Sonko ndax wax dëgg yàlla du xeex bu may rëccu bu ma ci deewoon sax wallahi al azim dinaa ci sant yàlla ndax doom yi ma jur sax xam nañu luy Ousmane Sonko te et ce n'est pas des sénégalais de ci juddu te ma wax leen dara je vais vous dire une chose gis ngeen bu ñu sàgganee ba Macky Sall teg loxo Ousmane Sonko nanu xam ne dina ko sacrifier parce que son seul cible benn doomu jaam benn nit bu ko sonal mooy Ousmane Sonko et Sénégal Ousmane Sonko avait waxoon na leen ne vous allez souffrir te Macky Sall xam na ne yéen a ngi souffrir te xam na ne li Ousmane Sonko waxoon yëpp yéen a ngi koy teg seen bët te xam na ne vous allez révolter Macky Sall xam na loolu Macky Sall xam na ne sénégalais yi dinañ jóg dal ci kawam mais billahi bu ñu xeexul Macky Sall ba mu jëlee fi Ousmane Sonko moom bu dee woon sax du Sénégal dootul njëriñati dara parce que ci loxo beneen doom yaram lay dem mujj xam leen ne Macky Sall tey bu dee woon te mu rayal ñu Ousmane Sonko mi nga xam ne ñun moom la ñu yaakaar Macky Sall Sénégal ci loxo beneen doom yaram lay dem mujj lenn rek moo ma neex nag ci waxtaan bi yëpp mooy toujours comme ni ko waa Pastef di waxee dañuy taal xel yi te taal nañu xelu ay milliers de doomu aadama à travers le monde ay junni Ousmane Sonko tey ñoom ñoo am ci Afrique tey da ngay dajeeg nitu beneen réew sax mu ne la ndax sénégalais nga ne ko waaw mu ne votre Ousmane Sonko là je suis très fier de lui Ousmane Sonko est un patrimoine mondial c'est pas un patrimoine sénégalais c'est un patrimoine de l'Afrique c'est un homme qui est capable de changer l'Afrique kooku bu ñu seetaan ay doomu aadama di ko jël di ko nasaxal wala di ko faagaagal ñu leen di déglu doomu saramndeem yi ngeen gis ci Facebook bi ni yëpp ñuy attaqué Ousmane Sonko c'est des désespérés ñooñu gëmuñu dara ñooñu li ñu gëm mooy li ñuy jël fay leen ko mais ñun ñuy liggéey di yor suñu ay koppari bopp puukare moo tax bëgguma def lenn li waaye fi ma toog nii di wax ak yéen maa ngi ak ay millions ci sama biir poche waaye bëgguñu puukare ndax am na yoo xam ne boo ko defee day niroo puukare mais ñun gëmuñu lu dul Ousmane Sonko te gëm nañu jël suñu alalu bopp ñun financé ko Ousmane Sonko financé ko campagne Ousmane Sonko gunge ko ba yàlla jox ko pale ñii ngeen di gis bàyyi leen ay affaire maison de massage ak une masseuse c'est un complot qui a été piloté par Macky Sall ak ñi nga xam ne moom la àndal Macky Sall saay-saay la ñi ko xamul xamuñu Macky Sall il n'est pas capable de gérer mais quand même c'est un bon manipulateur xam nga àdduna doomu aadama ñaari xam-xam rek la mën a am mooy xam-xamu def lu baax wala lu bon Macky Sall dernier bi la am mooy xam-xamu def lu bon quand les Sénégalais se réveillent mënuñoo bàyyi Ousmane Sonko mu doon un Karim Wade répété wala mu doon un Khalifa Sall répété mënuñu nangu loolu mënuñu nangu Ousmane Sonko doon un Mamadou Dia ñu toog fi 10 ans 20 ans après ma toog di nettali sama ay doom amoon na xale bu góor bu baax bu nekkoon Sénégal bu tuddoon Ousmane Sonko déedéet bëgguñu loolu on ne veut pas de cette manière de Ousmane Sonko c'est bien bel et possible que Macky Sall dina jéem a wàccee armée dal ci kaw Ousmane Sonko jàpp ko mais waa Casamance maa ngi leen di woo seen doom soxla na seen soutien maa ngi woo waa Thiès seen doom soxla na seen soutien maa ngi woo waa Tambacounda seen doom soxla na seen soutien maa ngi woo waa région de Kolda seen doom soxla na seen soutien on est face à des délinquants ñun ñuy wax ak yéen chaque jour on est dans des risques
Chaque jour, on est dans des risques. On reçoit les menaces, on reçoit les chantages, on reçoit tout ça. Ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous, li ñu gëm Sénégal la. Bu kenn dellu ginnaaw. Xam ngeen fu ñu nekk dem leen seeti leen. Mbir mi du, on ne peut pas rester à la défensive. Allons à l'offensif. Il faut ñu xam ne que c'est maintenant ou jamais. It's now or never. Ñu ngi woo ñi nekk bépp corner, any corner of the world. Foo leen mën a nekk ak tournaar boo leen mën a nekk ci àdduna bi ngeen di ay jeunes patriotes maa ngi leen di woo ñu taxaw ñu résister parce que vraiment injustice bu amee ci dëkk résistance rek mooy solution. Sénégal du dëkk bu am justice boo leen xaaree justice su Sénégal téeméeri at du changé. Tant que doomu xaram yi ñu ngi ci bopp réew mi Sénégal du mas a changer. Donc les Sénégalais je vous appelle ñëpp laa woo nag ñëpp laa woo pour ñu góorgóorlu ñu jóg ñu dem xeex parce que gis nga l'histoire retiendra ak noo leen ko mën a xeebee li ma leen di wax dama ko xam te dama ko seede parce que sama doom yi laaj nañ ma ko démb dama ñibbi si sama biir kër. ñu ne papa gis nañu réseaux sociaux yi di jax fan yi lan moo xew ma ne leen kooku ngeen dégg may wax ci moom muy Ousmane Sonko kooku la benn xale bu jigéen génn accusé siif waxuma sax gouvernement Sénégal d'abord ñu ne ma ça c'est impossible kooku ñu gis ma ne waaw kooku ñuy topp ay comportement am ñu ne waaw il n'est pas capable de violer quelqu'un kooku du façon nit boobu et puis xam nga lan lañ ma ci tegal ñu ne qu'est-ce que tu vas en faire what you guys going to do about it maanaam ndax da ngeen di toog rek bàyyi ñu néewal ko doole ma ne leen non we naa gën a do that donc man sama ay doom buñ ma mënee laaj loolu xam leen ne ëllëg seeni ay doom dinañ leen ko laaj te li may wax nii sama diggante ak yàlla ak yonente bi rek laay wax fi may wax ak yéen dama bàyyi doom ju tuuti kër di génn di xeex ak yéen maa ngi ci yoon di xeex guddi di xeex suba di xeex ngoon ay saay-saay lañ ko sekkal on n'est plus dans la question de ndax Ousmane Sonko wala nègre de massage pas de nègre de massage on n'a rien à prouver dans ça parce que coïncidence bu mel noonu manul am on ne peut pas avoir quelqu'un comme Ousmane Sonko qui est si bête c'est pas possible Ousmane Sonko n'est pas un bête Ousmane Sonko xam na ne doomu xaraam yi mu ñu ko sekkal duñ ko may tarafatal ay ni Ousmane Sonko du nit kuy caaxaan Ousmane Sonko du nit ku bon Ousmane Sonko du nit ku ragal il faut Macky Sall dugal loolu ci boppam Ousmane Sonko buñ ko doon rey sax ci Sénégal je vous garantis que ces mots seront les miens seront les mêmes dina ne doomu aadama yi continuer à résister pour vous libérer doomu aadama yu mel noonu la Ousmane Sonko bu ñu demoon ba teg fetal ci boppam ba dara desul pour ñu taal fetal bi ñu ne ko change d'avis day ne je vais jamais changer d'avis il va rester dans son chemin droit kooku buñ ko bàyyi mu wéet bu ñu bàyyi Ousmane Sonko mu wéet Ousmane Sonko buñ ko bàyyi mu wéet Ousmane Sonko buñ ko bàyyi mu wéet ndax moom bàyyiwuñu il a risqué sa vie à nous man doomu aadama bii Ousmane Tounkara Ousmane Sonko moo taal sama xel mii ndax bu ma taxawaan di déglu Ousmane Sonko il décortique avec des chiffres vrais te boo demee li muy décortiquer yëpp boo ko xoolee fana la Ousmane Sonko bi mu leen di wax gaz amoon na Sénégal ñu bari ci yéen gëmuñu woon sax xamuñu dañu ne wala mi ngi nii encore di dénoncer waat barki dem boo njaay teenu gaz bi takk na Gajaga Macky Sall dafa jommi Ousmane Sonko bi mu leen di ne zircon am na di leen di ne fer bi am na Falémé mi ngi koy jox Turquie mi ngi nii lan lañ ci jële benn stade lañ ñu jox fële de 50 milliards Macky Sall ak Umaru Mballo di góorgóorlu di dem Turquie va et vient mu leen di jox ay milliards ñuy dugal seen biir poche jël alalu Sénégal bi jaay ko est-ce que déglu ngeen waxtaanu Senghor bi ma leen indiloon bi muy tàggatoo di bàyyi nguur gi mu ne Sénégal am na koom-koom am na or am na zircon am na pétrole te dinañ ko commencer exploiter dans 3 ans booba ñu ngi koy exploiter Macky Sall mii bi mu ñëwee lu mu ñu wax ñu ngi ñëw am nañu pétrole am nañu zircon mais dara génnul ci suuf si premier ministre dem assemblée nationale ne leen amul pepp pétrole génnul ci dëkk bi liibaru gaz génnul Gajaga gaz takk na fa sénégalais réveillez-vous il est temps pour la révolution
Macky Sall c'est un multimilliardaire Macky Sall lu mu yor ci ay milliards rey jeexalu ko barki démb damay wax ak sama benn xarit ndeysaan bu jóge Sénégal bees mu woo ma mu ne ma Ousmane ma ne ko waaw Ousmane ma ne ko waaw mu ne waa Sénégal soxla nañ sa ndimbal ma ne ko luy loolu mu ne ma billahi wallahi tallahi les gens souffrent au Sénégal mu ne ma les gens souffrent au Sénégal mu ne ma nit ñaa ngi souffrir Sénégal boo demee Sénégal nit ñaa ngi souffrir jigéen yaa ngi souffrir xale yaa ngi souffrir ndaw yaa ngi souffrir mag ñaa ngi souffrir ñëpp a ngi souffrir kuy souffrir nag ku bëgg a dee wéqu loolu waxu wolof la kuy bëgg a dee wéqu loo leen di toog seen biir kër yi xaar Macky Sall ñëw rey leen mais génn leen ngeen dem xare ji parce que bu ñu xeexee amaana juróomi nit dinañu faatu amaana mais imaginez ci 16 millions de personnes man de ku ma ne woon boo faatoo Sénégal changé ma jaay sama bakkan man bu dee man rek la man je suis prêt à sacrifier cette vie pour le changement du Sénégal te defe naa ku toog foofu yaakaar ne wala waa ji mi ngi Amérique mi ngi wax Amérique lañ la gën a gaaw a rey que Sénégal ndax biñ may attaqué Amérique yéen a ngi fii di ci teg seen bët waa APR ils sont violents foo mën a dem ci àdduna bi waaye ñun buñ leen ragal déedéet góor yàlla du ragal góor yàlla day njegenaayu comme day dee suba yàlla daf ñu ne ñu jaamu ko comme si on allait mourir demain nañu dund suñu àdduna ñun comme si on allait mourir demain ñun nañu dund suñu àdduna comme si on allait mourir demain mu mooy dund bu humble lépp loo xam ne war nga koo def kan ci yéen moo am assurance ne du dee da ngay toog léegi ana diw ñu ne la diw de léegi laa reer ak moom mu julli ba pare faatu donc toog sa biir kër du la teree dee sa waxtu dee bu jotee di nga dee y a toujours un prix à payer pour la libération de ton pays y a toujours un prix à payer soit mu tuuti soit mu mag mais tu vas payer le prix donc mes frères et sœurs sénégalais il ne faut pas qu'on laisse Sonko seul. Lii c'est pas une affaire de la personne de Ousmane Sonko c'est une affaire de notre dignité nous de notre démocratie nous ñun suñu dignité humaine bu la nit bëggee futti bu la góor ñëwee fekk nga nekk ci sa biir kër ngay borom kër mu tëddee sa soxna loolu la ñu Macky Sall di def nii ngeen jéggal sama kaddu yi nag xëy na kaddu yi tegginewul la Macky Sall lim ñuy def nii dafa mel ni mu fekk borom kër sa biir kër mu ne la toogal nga seetaan ma mu simmeeku futteeku di tëddee sa soxna nga toog di ko seetaan est-ce que yéen ay góor ngeen wala ay góor jigéen ngeen la question est à demander man de ku ñëw sama biir kër ne da ngay jëflante ak sama soxna te mu fekk ma dund xanaa ma jaay la sama bakkan ba pare donc loolu la ñu Macky Sall bëgg a def Macky Sall dafa bëgg a jël li neex ci suñu biir xol yi li nga xam ne buñ ko dégloo daf ñuy neex ci suñu biir xol yi Macky Sall loolu la bëgg a fokkati ci suñu biir loxo li nga xam ne espoir bi nga xam ne ñun ñëpp moom la ñu dese on a un seul espoir qui nous reste au Sénégal ñi amoon espoir ci doomu xaraamu Thiès boobu sax amatuñ ko benn nit la ñu dese Sénégal ci moom la ñu am espoir muy Macky muy doomu xaraam Macky la ñu bëgg mu génn fi muy nit ku baax kii nga xam ne ñun ñëpp suñu espoir ci moom la muy président Ousmane Sonko. Donc Ousmane Sonko c'est l'espoir de la jeunesse Ousmane Sonko c'est l'espoir de l'Afrique je suis son grand frère moi je suis Ousmane Sonko je suis Ousmane Sonko te waat naa leen ko giñal naa leen ko ci yàlla ndax ci yàlla rek la ñu war a waat ne Macky Sall bis bu tegee Ousmane Sonko loxo y aura 5000 y aura des milliers de Sénégalais qui vont naître qui seront Ousmane Sonko waxoon naa ko kaddu bi dinaa ci dellu siwaat mas naa ko wax ci Assane Diouf ndax balaa Macky Sall di teg loxo Assane Diouf ñu mel ni man ak ñeneen génnuñu woon ci réseaux sociaux bi on l'avait dit que boo tegee loxo ay doomu aadama di leen néewal doole des milliers de Sénégalais vont naître et tu auras des problèmes Macky Sall dañ la koy avertiraat nag comme niñ la koy waxee a wise man once told me mu ne buñ lay jox conseil déglu ko bu baax a baax li nga ci mën a njariñoo nga njariñoo ko li nga si mënul njariñoo sax nga denc ko au secours xëy na di nga ko mas a soxla donc Macky Sall maa ngi lay jox conseil le seul conseil que je vais te donner
en tant que Sénégalais, en tant qu'un frère sénégalais, bàyyil Ousmane Sonko et recule. Recule. Il faut reculer. Si tu ne recules pas, on va te faire reculer. Et Macky Sall, ça va chauffer de. Wallahi azim ñu ngi koy wax maa ngi jël sénégalais yi nag témoin amul ëllëg ak si biir waaw yéen gëmu leen yéen respecté wu leen amul loolu de. Macky Sall bu laalee Ousmane Sonko kilifa diine yi xam leen ne di ngeen taal kër diine yi di ngeen taal problème yi parce que il faut ngeen xam ne Sonko est une personne différente. boo leen bëggee natt mbëggeelu Sonko ci sénégalais yi natt leen seen seeti yéen kilifa diine yi lay waxal ak kilifa aada yi ak la sénégalais lambda xam nga da ngeen bëgg ay jabar yu bari te seeti la plupart des temps ñoom ngeen di gën a bëgg donc natt leen seen mbëggeelu seeti ak mbëggeel bi nga xam ne moom la ñu bëggee Ousmane Sonko. man borom kër laa mu nekk Amérique mu mënal sama bopp man soxlaw ma Ousmane Sonko mu defal ma dara mais billahi wallahi tallahi azim dama ko bëgg man Sonko lay noyyi Sonko lay dund ku mu neex yaa xam ku mu neexul ça c'est un problème. Il faut nga arrêter. Si tu n'arrêtes pas tu vas souffrir, on va te faire souffrir. Il faut savoir qu'on est prêt à sacrifier nos vies. Macky Sall, on est prêt à sacrifier nos vies. On est prêt à sacrifier nos vies. Il faut nga xam loolu. Il faut nga arrêter. ñii dem kër Ousmane Sonko yëpp commencé ko par Barthélémy Diaz commencé ko par ñoom Thierno Bocoum commencé ko par ñoom Mame Diarra Fam c'est pas des personnes des petites personnes des personnes inconscientes. Macky Sall ñooñu Ousmane Sonko bu defoon ci fate jigéen bu nekkoon façon nit boobu ñooñu duñ fa dem di ko apporter seen solidarité ñooñu duñu dem si kër siifkat ñooñu c'est des députés ñooñu xam nañu seen ak seen yelleef. Il faut nga arrêter. li nga nekk di def Sénégal nag Sénégal bu takkee boo taalee bu Sénégal takkee nga xam ne yow yaa ko taal ñun taaluñu ko de yow yaa provoqué ndax la plupart des temps nee nañu ay du yem ci bopp boroom yaa ngi provoqué yaa ngi yëngal yaa ngi indi sa banditisme. Il faut arrêter de na mbir yi fin nga teg ay élection ci yoon nga tëgg ko ñu dóor la nga jëlee sa gat gi Sénégal nga dem yóbbu ko fu la neex yow yaa xam sa rakk ak sa ñi nga xam ne amuñu immunité ñooñu dinañ leen indi ñu atte leen mënuñ ci dara yow ñu bàyyi la ak yàlla parce que tu seras misérable tu vas mourir misérable. Tu es misérable tu resteras misérable et tu vas mourir misérable. Il faut loolu nga dugal ko sa biir bopp bi. Les Sénégalais nag on est prêt à payer le prix. On voit que avec ce prix ça peut être cher mais on est prêt à payer le prix. La prison, la mort, la liberté la ñu bëgg ñun jaral nañu nag prison jaral nañu dee duñu dellu ginnaaw. We not gonna return, we not gonna back up. saaga leen ñu xas leen ñu jàpp leen ñu dóor leen ñu tuur leen ñu ndox mu tàng on ne va pas retourner. benn kàddu nag ma wax ko takk deru sénégalais yi dem leen ngeen déglu kaddu Macky Sall yi ci boppam bu leen déglu man samay kaddu ndax man ku tuuti laa mais dem leen déglu Macky Sall li mu leen waxoon démb ci Ablaye Wade. Vous êtes là pour le peuple, protégez vos citoyens protégez leen seeni ay citoyens bu leen xale yi di sànni xeer encouragez leen xale yi ñu arrêté sànni xeer bi te ngeen waxtaan ak ñoom parce que xale yi naqar dañuy protéger wu c'est humain. C'est seulement naturel que doomu aadama protéger boppam loolu moo tax ngeen gis xale yi di sànni wante xeer ak yéen ñun doo leen suñu cible. Vous êtes nos frères et nos sœurs qui doivent nous protéger ñun génnuñu pour xeex ak yéen déedéet ñun Macky Sall mooy suñu cible. Notre cible c'est pas vous. suñu cible du ay alkaati bis bu ne ma dégganteeg ay hommes de tenue chaque jour ay haut gradé de la police de la gendarmerie bis bu ne ma jokkoo ak ñoom. ñu ne ma Tunkara yaa ngi def liggéey bu extraordinaire jottalil ñu message bi sénégalais yi ne leen on est leurs frères ils sont nos frères et on est aussi leurs frères leurs sœurs et ils sont nos sœurs ñun jóguñu pour faagaagal leen dañu jóg pour protéger leen. D'accord donc wax leen loolu seen yeneen confrères yi nga xam ne vraiment ñoom ñu ngi jël ay bal di ko sànni xale yi jaru ko
Sénégal ñun ñoo ko bokk. We going to live happily ever after. Macky Sall day ñëw day dem et vous allez rester. Les hommes partent, les institutions restent. Il faut ngeen xam loolu. Macky Sall benn doomaram la bu ñu yàlla nattoo dafa ñëw dina dem institution yi day rester. Donald Trump, le pays le plus puissant au monde, le pays de Oncle Sam, il est parti. Le président vaurien Donald Trump, il est parti. Les institutions sont toujours là. Jarul ngeen di rey seen bopp ak seen frères yi ak seen sœurs yi. Gendarme yi yéen laay waxal. Bis boo leen ma déggee, bis boo leen déggee message bii. C'est un frère imparfait moo leen di jox bii conseil. Restez fidèle aux Sénégalais. Doomu xaraamu tukkuleeru jaamu maada fakka boobu jaru ko. Is no need. jaru ko kooku boppam la tal mbaam xuux la man sax au moins je partage avec vous. Macky Sall il ne partage pas avec vous. Bim leen fi jàppee couvre-feu loo leen fanaan loo leen 24 heures 17 000 francs xawma 7 000 francs la yokk ci seen salaire. Il vous a coûté plus qu'il vous a aidé. ñun kenn koo leen woo si ñun ñu jàppale leen. Il faut ngeen góorgóorlu. ngeen xam ne nous on est vos frères et sœurs. am ngeen sama numéro nag yéen ñëpp laa wax takk der yi. Appelez-moi en privé. Appelez-moi en privé. Appelez-moi en privé. Ñu waxtaan. Parce que j'en suis sûr qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. maa ngi waxtaan ak yéen ñu bari. Mais du doy. Je suis toujours à votre écoute. woo leen ñu waxtaan. Ce mafia de Macky Sall du leen yóbbu fenn. Macky Sall quelque haut gradé la jël. fay leen. may leen xaalis bu bari. Haut gradé yi laa wax de généraux yi quelques généraux mu jël quelques tukkuleurs def leen ay généraux jox leen ay koppar yu bari ne leen nag jàpp leen gendarmerie ak police ngeen leen di manipuler. Il ne faut pas l'accepter. Parfois am ngeen alibi xam nga loo leen mën a def il faut porter malade. xam naa ne mënu leen bañ exercer la loi mënu leen bañ exercer li nga xam ne moom mooy loi waaye xam ngeen loo leen di def. porté leen malade benn jour rek ngeen bàyyi ñu ak Macky Sall wala ngeen mel ni seen balu fetal yi du dox yenn saay ngeen ñëw rek ngeen jéggal ñu rek ngeen may ñu yegg ci Macky Sall. Macky Sall boo leen ñu mayee 40 minutes dinañ ko jàpp si vous nous donnez 40 minutes on va arriver chez lui 40 minutes total la ñu soxla dugg palais yeewu Macky Sall defar ko delluwaat fi ñu jóge on n'a besoin que 40 minutes may woo jeunes patriotes yi. Il faut continuer à résister. Seule la lutte libère. Continuer leen résister. ñi gaañu maa ngi leen di massawu seeni ay waajur maa ngi leen di massawu bu baax a baax a baax gone yi blessé maa ngi leen di massawu. ñi mën a tenir ba léegi jóg leen ñu dem xeexi. On n'a qu'à aller nous battre. Combat bi c'est pas personnel. C'est pas personnel. C'est pas personnel. Ce combat, c'est pas personnel. C'est un combat citoyen. Ñun ñëpp ñoo ci war a ànd ñu xeexandoo ko. li ñuy xeex ni on est en train de libérer notre pays. ku ñu ko waxul wax ñu fen bëggu leen Sénégal nekk Centrafrique de dem leen xool réew yi takk ci Afrique. bëggu leen Sénégal doon loolu de déedéet xam ngeen li ñu war a def. nañu xeex léegi balaa muy trop tard mu ne Aji Marème Diallo bugguma woon sax tontu mu ne vous détestez les Peuls mi do yidi fulɓe dama bañ ba dégg seen lakk macha allah mi do yidi fulɓe awma benn problème ak Pël wallahi lazim ku ma xam man laaj leen ñu wax leen man nee naa leen benn xarit laa am ci àdduna bi te Pël la tout couleur la pour muy clair benn xarit rek laa am ci àdduna bi un ami sincère maanaam xarit boo xam ne mën naa koo tuddee xarit bu nekkee ci njaqare woo ma bu ma nekkee ci njaqare woo ko benn la donc génnee leen génn leen ngeen xeex il faut sortir pour nous battre ñun ñiy wax ni xool leen si vous voyez mes yeux c'est enflé j'ai pas dormi déjà ça fait 48 heures et peut-être duma nelawaat yeneen 48 heures et demain je serai à New York vous êtes invités encore aujourd'hui j'ai reçu les responsables du PASTEF à New York ils m'ont dit que tout le monde va sortir ndax xam nañ ma man
wax naa leen ko ban du ma dellu ginnaaw lu ma am pour wax ko doomu aadama di dama dégg ils vont tous sortir demain. Les patriotes du PASTEF ont promis que demain à midi ça va chauffer. Ils vont sortir en masse. Donc vous êtes tous invités. Wa Rhode Island ñëw leen waa Boston ñëw leen waa Connecticut ñëw leen venez de partout. On va aller manifester ñëw leen venez de partout. On va aller manifester nañu dem ñu manifester. Djili Seck mu ne pourquoi parler de tout couleur. Djili Seck nous parlons seulement de ce qui nous intéresse. Tout couleur Macky Sall moo jël ay tout couleur fal leen ci ay position pour noot ay sénégalais. mu ne Gambia we demonstrate tomorrow exactly. We want you guys to demonstrate also. Mali bëgg nañu ngeen démontrer. Côte d'Ivoire bëgg nañu ngeen démontrer. Yéen ñëpp bëgg nañu ngeen démontrer. Yéen ñëpp we want you to demonstrate. Brother Ibou Fall, une grande salutation à toi. Yéen ñëpp gars yi fi nekk maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di remercier ñëpp. C'est ça la réalité. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp di leen woo ci benn combat muy combat wu Sénégal sunu gaal bi nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñun ñëpp ñoo ko war a jariñoo. Sénégal baayu kenn moomu ko ndeyu kenn moomu ko maamu kenn moomu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñun ñëpp ñoo ko war a njariñoo. maa ngi leen di remercier nag bu baax a baax ci patience bi. Heure bi xat na waaye il faut ma ñëw en solidarité avec vous pour won leen ne maa ngi ak yéen nekkuma seen ginnaaw je suis à votre côté mes frères du Sénégal maa ngi seen wet à notre jeune frère et président Ousmane Sonko ñu ngi fettali suñu kóllëre ci yow xamal ne doo wéet ci xeex bii amaana comme ni ma koy waxee kii armée la yor ak police su Sénégal yépp bu fekkee gore dinañu amaana dinañu damm buntu sa kaw dinañ la jël si mais xamal ne on viendra te chercher doo wéet incha allah buñ la jàppee xamal ne ce sera temporaire we going to come get you brother we gonna come get you dina metti nag waaye dinañ la jël si dara du la jot incha allahu rabbi ces hommes de tenue te respectent dara du la jot dinañ la jël si wallahi al azim we coming to get you bu la dara yëngal nag je suis fatigué mais wallahi al azim I can't sleep parce que xam naa ne sa xol diis na fi nga toll mais xamal ne les sénégalais tem de bëgg nañ la dinañu continuer nag won la suñu mbëggeel ci yow ak suñu respect ci yow duñu dellu ginnaaw on ne va jamais retourner déedéet duñ la abandonner te bu ma la ko promettre rek xëy na war nga koo mën a laaj sa frère Assane Diouf on va jamais t'abandonner duñ la mas a abandonner bu ma la nee feccali nañu suñu kóllëre ci yow xamal ne ñun duñ la abandonné sa njaboot dina nekk ci jàmm di nga nekk ci jàmm bu dee dañuy liggéey suba guddi ngoon ak ginnaaw suba ak ginnaawaati suba dinañu def suñu kéemtulaay kattan ba dara du naqari sa ginnaaw xam nga nag boo ko seqee ak ay bukki ñoom yaakaar nañu lépp ñoom ñoo ko war a accaparer mais lu mu mën a doon rek Ousmane Sonko xamal ne duñ la bàyyi ginnaaw on va jamais te laisser derrière duñ la bàyyi ginnaaw duñ la abandonner boo gisee toujours ndeysaan ma bëgg continuer di wax bi continuer je vais te dire que tu es parmi ces personnes qui m'ont donné le courage à continuer ce combat parce que dama ne buñ la gungeewul buñ la bàyyee nga wéet ils vont te sacrifier mais balaa ñu lay sacrifier yow dinañu sacrifier Sénégal yëpp yow doo ñoom duñu yow ñun gëm nañu la on connaît qui tu es comme ni ma koy waxee Sénégal tey wallahi al azim boo bëggoon yow rek yaay góor boo xam ne boo bëggoon téeméeri jabar tey ñu faciliter la ko parce que yow góoru yàlla nga doo tapet doo tooñ doo fen doo sàcc fiñ la teg muy place woo kóolute bi gën a mag ci Sénégal muy impôt et domaine ndegem foofu nga amul benn masiba doo génn bàyyi ba jóge impôt et domaine xam ne ay nit a ngi lay wut ngay def ay masiba saay nag ndeysaan bari na pexe waaye yàllaa ko ëpp doole il faut xam ne yow anyway gëm nga yàlla Nabillahi Yusuf tu connais son histoire gëm nga yàlla
loolu rek ma neex ci yow sa ngëm yàlla leneen li yëpp intéressé wuñu muñal te xam ne yàlla moo sakk doomu aadama te yàlla moom moo mën a teg doomu aadama nattu te yàlla moo ko mën a teggi waxuma sax ay kaso mais tuuma bu ñaaw bi ñu jël teg ko ci sa der bi Ousmane Sonko di ci prospérer yàlla dina la ci yëkkati ak ndam incha allah yàlla dina la sàmm dina la aar parce que ñun ñiy julli fajar di julli tusbaar di julli takkusaan di julli timis di julli gée ñu ngi lay ñaanal tey j'ai rencontré une dame elle est venue à la marche jigéen la ku sell boo ko gisee mi ngi muuru sell jigéen ju baax mu ne ma Tunkara j'ai pas dormi hier nuit j'ai prié toute la nuit et j'ai prié pour Ousmane Sonko wa asalaamaaleykum